février 2021 mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen mbégte ak contentement saa su ne si waxtu bi jotee rek waaw saa su ne rek si waxtu bi jotee ñu toog fii nii fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne nii mooy seen plateau Mbour TV matinal comme ni ñoom habitude di ko defee si waxtu bi jotee dañuy toog fii ak suñu chroniqueur fas yéene waxtaan ak yéen ci lépp lu nekk actualité jëm ci commune bi aussi li nga xamante ne nii moo nekk ci bitim réew lépp rek lu fa xew dañu ko fas yéene waxtaanee mais aussi fas yéene bëggal mais chaque fois rek dama ciy ànd ak sama team bi nga xamante ne ñoom laa ci àndal commencé ko ci monsieur Babacar Thial ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Babacar. waaw Omar maa ngi lay fay di nuyu Awa nuyu Mati di nuyu sunu invité naa Doudou di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ni ñoom ñoo safoo di ànd ak ñun di ñu bàyyi xel saa su ne su waxtu yu jotee di leen wax rek seen émission matinale dellusiwaat na parce que nag ànd ak ñoom waxtaanee lépp li nga xam ne tamit soxal na actualité waaye tamit soxal na leen ñoom ci seen bopp Omar. macha allah comme ni mu ko waxee noonu lay demee bu ma jugee ci moom damay jàll ci soxna Awa Sané ya Seyda. awa sa mbax de naa yow temps yi da ngaa garaaw de bii nan la tudd am na nuñ ko doon wooye de xaaral nuyu la après ma xalaat tey xam nga sama doomu ndey day anniversaire dégg nga lu yàq yooyu waaye bàyyi ñuy dem ba ci après yooyu ci kanam yi nii ñëw fa Babacar ma fa war mooy sa doomu ndey Babacar kii daa bëri doomu ndey rek awa nag su fekkee wax yàlla dëgg rek la bëgg Babacar mooy sa doomu ndey. daa bëri doomu ndey. te que nag xam naa da nga ci jéem a forcer Mati Ndiaye rek waaye Babacar mooy sa doomu ndey. day ni assorti sax seen couleur yi xoolal. mu bëggante nag. sama image sama couleur man fulu ko. xaw na un peu gis nga temps da ci génn de vraiment ménage de couleur bi. saabu voilà macha allah. man nag xëy neexuma Omar di la nuyu di nuyu Mati sama doomu ndey di nuyu sama nijaay Doudou Dieng di ko wax dalal ak jàmm di nuyu téléspectateurs yi bàyyi xel Mbour TV rawatina Mbour TV matinal Omar saa su nekk rek nuyu sama waa kër bu baax a baax. macha allah di la nuyu bu baax a baax di nuyu waa këram mais aussi di nuyu Latima borom bis bi vraiment. waaw tey moom jour bi spécial la si moom Latima Mati Ndiaye borom réseaux sociaux borom actualité borom bêtises yi. tey nag moo nekk sa bis de di la souhaiter à l'avance rek happy birthday xam naa ne moom mu njëkk koo wax ci plateau bi da nga koy tàmbalee ci nuyoo waalee la ko rek di la ñaanal atum jàmm ak yokkute. di nuyu téléspectateur yi seetaan Omar Messi di ko nuyu Ndiaye Diatta Ndiaye maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp monde entier. di nuyu sa bopp di seet sa bopp happy birthday. non loolu après la fin bi. fin bi émission bi xam naa dina yéex trop. comme niñ ko waxee tey nag ñu dalal fi ki nga xamante ne nii mooy. tey nag ñu dalal fi ki nga xamante ne mooy Doudou Dieng nag nekk ci membre yi bokk ci Pastef fii ci département de Mbour li ñu war a waxtaanee nag mooy actualité bi nga xamante ne moo lëmbee àdduna bi xam naa ne moo koy lëmbee ba ca kanam tuuti tant que pund ba wéreegul moom la ñuy waxtaanee saa su ne mais laataa ñu ciy yegg rek dañ ko wàcc mu nuyoo monsieur Doudou ñu ngi leen nuyu bu baax. waaleykum salaam ñu ngi leen di fay di nuyu seen téléspectatrices ak seen téléspectateurs yi di ñaan yàlla suñu jotaay bi yàlla def ci sutura. que lépp luñ fi yëkkati si ay waxtaan doon njëriñu askanu Mbour askanu Sénégal di profité it di souhaiter joyeux anniversaire seen naataango vraiment di ñaan yàlla guddal fanam wéral ci am sutura dafa ko mboolem jullit ñu arrêté it wax dëgg fa yàlla invitation bi bien sûr merci bu baax. merci beaucoup monsieur Doudou Dieng mais nag à chaque fois quand on débute avec des actualités avec monsieur Babacar Thial Babacar. waaw nga dem sama si non nañ dem actualité après ñu dem sànni si. acca baax na kon actualité bi dañ koy door rek li nga xam ne sax mooy coow li comme ni nga ko waxee ni ki démb nag ñi nga xam ne ñooy jàppal tànk parti bi di Pastef ñoo ngi woon fii ci diwaanu Mbour loolu nag ngir amaloon ab janook taskati xibaar waaye tamit feddali seen kóllëre ak seen digganteeg ki nga xam ne moom mooy seen njiitu parti di Ousmane Sonko ka nga xam ne nag moom mooy ndaje moom Pape teewe woon na ko ay kaddu nag ay sax kaddu ki nga xam ne moom mooy Mamadou Lamine Diatta Pape Diop moo ko taataan xanaa Omar bu jàpp ne rek ñi àndoo dégtal ko téléspectateur yi. daal suñu leader muy président Ousmane Sonko dañ ko tuumal ci anam bu ñaaw parce que viol quand même c'est quelque chose
très dangereux très très dangereux ñu koy jiiñ ab kilifa bu toll ni Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui, c'est un leader de l'opposition. Il est venu 3e à une élection présidentielle. Il y a presque 700 000 Sénégalais yu ko votel. Donc teg tuuma bu mel ni day won ni carrément ñi amuñu benn considération ci opposition te tey lu ñu bëgg mooy ñu fexe ba éliminer opposition ci biir réew mi ñu mën a doxal seen programme te loolu duñ ko nangu moo waral démb militants yi jóg spontanément mu am ay délégations yu jógee Mbour ñu dëkk Mbour nekk Dakar fexe ba rallier kër président pour wane seen cofeel ci moom ànd ak moom ci xeex bi. Bien sûr parce que c'est un combat politique la donc ñu ngi ñaan askan bi parce que Pastef dafa ñëw indi lu bees ci arène politique mooy fexe ba yeete xamal ubbi bëti sénégalais ubbi seen nopp ubbi seen xel ñu xam ni réew mi toogee ni réew mi di doxe ñi comprendre moo tax souvent Sonko devient quelqu'un boo xam ne day déranger. Alors nu mu nekkee assemblée ñëpp gis nañ ko taxawaayam nangu ñëpp ànd ak moom ci liggéey bu muy def à l'Assemblée nationale. ñu dem élection mu génn 3e mais gis ngeen bu élection yi passé ba léegi Ousmane daanaka dem na ba assemblée franchement dire mënta def liggéeyam parce que saa yu ñëwee ay saaga lañ cee teg lu ne ñu tuumal donc leader bu mel noonu ñu teg ci kaw ndondoom ay viol loolu wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu ba ñaawlu fu mu yem te ñun militants yi sympathisants yi tous les Sénégalais ñoo xam ne dañoo gëm justice ñu bañ jaay doole ñoom ñoo génn démb du uniquement les militants de Pastef mais les Sénégalais ñoo xam ne bëgguñu injustice ñoo génn dem wane cofeel ànd ak moom ci xeex bi won ko seen solidarité te kon lii dinañ ko continuer taxawaay bi dinañ ko continuer c'est un combat politique dinañ ci taxaw comme ni mu ko waree pour won Ousmane Sonko qu'il ne sera pas seul dans ce combat. non pour l'instant dañoo def point de presse pour ñaawlu comme ni ma ko waxee am na délégation yi jóg dem mais lépp dinañ toog xalaat yan stratégie lañ mën a. mi ngi noonu Omar mu nekkoon tamit ñi nga xam ne ni ñoo koy jàppal tànk fii ci diwaanu Mbour seen jiit la nag di Mamadou Lamine Diayta moo doon addu noonu xam naa Omar dañuy jàll rek ci li nga xam ni sax moom mooy li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi. ñu tàmbale ko ak le témoin mu mel ni calme total moom la wax après la tempête. waaw le témoin wala l'évidence. wala les échos man de kon man de le témoin la am fii de. waaw Omar dañ koy dooree ak li nga xam ne moom mooy les échos kon comme ni ko Omar Sakho Omar Messi li nga xam ne nag moom lañ ci gën a jàpp moom mooy tey manifestation yi nga xam ne ni amoon na ci manifestation de soutien yi nga xam ne ni amoon na ci mbir mi ak tamit coow li nga xam ne tamit lañ ci mën a jàpp diggante tamit 41 militants yi nga xam ni tegoon nañ leen loxo ca Pastef ñoom nag ab arrêté rek waaye nag liñ ci gën a mën a jàpp moom mooy ñi ñu tegoon loxo nag risque giro Omar Ndiang ci l'évidence ba tey ñëwal ak ñun ci les échos comme niñ ko commencé li nga xam ne moom lañ ci mën a jàpp moom mooy toujours rek ñu ngi en garde à vue ñu ngi leen di ki démb nag déglu nañ leen waaye nag li ci gën a métti moom mooy seen avocat mooy dañ leen déglu te ñenn ci seen i avocat kat teewul ci mbir moomule mu nekk nag mbir mi nga xam ne nag ñoom avocat yi jàpp ne kat warloowul benn yoon ak yoon ndax kat balaa ñu leen déglu bu dee tamit ndaw ñi am nañu sax maanaam Pastefu jël ay avocat war nañ leen koo mën a yëgal Omar. suñ jigee foofu fan la ñuy dem Babacar Walf Quotidien Omar waaw Walf Quotidien ñëw na ak ñun ci li nga xam ne ni sax moom mooy levée de l'immunité bi nga xam ne nii parlementaire bi war na ko am jëmale ci ki nga xam ne nii sax moom mooy Ousmane Sonko liñ ci gën a mën a jàpp nag moom mooy sax pouvoir bi décrété na ab urgence ngir rek fexe ba tamit député yi daal di rek wuññi malaanu kuuraay gi nga xam ne ni sax moom lañ teg Ousmane Sonko ngir nag ñi mën a tamit def li nga xam ni sax moom la yoon santaane ci mbir moomule loolu nag jëwriñ gi yor wàllu justice bi moom moo ko daal di rek sàkku ci ñi nga xam ne nii sax ñoom ñooy assemblée liggéey nga nag xam naa du yàgg ndax lépp li nga xam ne daanaka war nañ ci rek dinañ ci daal di taxaw ñoom assemblée googule ba nag rek yoon mën a am mbir ci li nga xam ne nii sax moom mooy Ousmane Sonko. buñ jigee foofu fan la ñuy dem. Omar Le Soleil ñëw na ak ñun ci li nga xam ne nii tamit moom mooy tamit après tamit coow li nga xam ne nii am na sax muy ab dizaine de jours yi nga xam ne nii bombardement ba nga xam ne nii moom ma nga xew ci sud bu Ziguinchor armée bi nag daal dinay démantelé 4 bases rebelles yi nga xam ne nii ña nga fa base yooyu nag ñu ngi ca Bojing ca Basulum ak fa nga xam ne nii sax moom mooy ci Bunum ak tamit bastion yi nga xam ne ñoom ñooy yor historique bu Sokone Sikkum loolu nag mu nekk ay mbir yi nga xam ne nii sax daanee nañ leen li ngay fa mën a jàpp nag moom mooy ay hectares yu bare sax
yi nga xam ne ni ay tool la ñu fa doon bàyyi li nga xam ne moom mooy chanvre indien maanaam yamba daal dinañ koy tas ñoom armée bi waaye tamit daal dinañ teg loxo maanaam tamit mbir yi nga xam ne sax arme yi nga xam ne ñoom militaire yi yoroon ak yooyu ngir rek daan jàmmarloo ak li nga xam ne moom mooy taskatu wala sax dëkk ba ñooñu nag li ko waral ñu ne ñoom ñooy fexe ba rek ba askan wi mën a dund ci jàmm ak salaam moo tax armée ba di def lu ñu mel. après foofu fan la ñuy jëm Babacar. Omar Sousou ñëw na ak ñun ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bi daal dinay jël rek ab en charge 80 francs maanaam sax li nga xam ne sax moom mooy coowal Ousmane Sonko li ba tey 80% ci ordonnance yi nga xam ne sax moom la député yi am assemblée nationale bi moo koy fay li nga xam ne nii nag moom mooy laaj bi rek journal bi samp moom mooy la moo tax nag méttitu ginnaaw ak Ousmane Sonko gile bokkut ci ba muy dem rek ci jël ab salle de massage bi nga xam ne nii sax dana ko fay mu nekk nag li nga xam ni sax moom mooy ab confidence bi nga xam ne ni am na ci benn député en lieu de place de 80 000 francs CFA pour une séance de massage je n'ai payé que 16 000 francs donc lan moo tax Ousmane Sonko préféré fay 80 000 que 16 000 francs pour benn massage par rapport ak li nga xam ne ni moom la ordonnance yi yoreel Ousmane député yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci assemblée. bu ñu jigee foofu fan la ñuy jëm Babacar. Omar critique ñëw na ak ñun ci ki nga xam ni sax moom mooy honorable député bi li nga xam ne sax moom mooy honorable l'Assemblée nationale Ousmane Sonko à l'abattoir honorable massage comme ni ko li nga xam ni sax moom mooy journal bi daal di rek tëkkee. li nga xam ne nag moom mooy rebellet bi am ci règlement yi politique yi nga xam ne ni jàpp nañ ko ginnaaw épisode bu Khalifa Sall bu Karim Wade tey jii nag ñu ngi ci épisode bi nga xam ne sax moom mooy chef de l'opposition bi ñu mën a jàpp ne kat moom moo sonal bu baax régime bi di bu Macky Sall bi di Ousmane Sonko tey jii nag jàpp nañ ne amul benn chance ngir luppe gravité bi nga xam ni sax ñu ngi ko koy toppee ndax kat humanité li nga xam ni sax moom mooy malaanu kiiraay gi ñu ko may ci assemblée bi daanaka rek bu ñu ko tijjee yoon rek day am directement ci ki nga xam ni sax moom mooy mbir mi Omar. buñ jigee foofu fan la ñuy dem. Omar lii quotidien daal dina ñëw ci soulèvement pro Sonko yi nga xam ni sax am na ni ki démb ni ki sax barki démb ci diwaanu Ndakaaru loolu nag au delà des manifestations les enseignements politiques la laaj bi moom la journal bi indi waaye tamit lan la politique jàngale ci taxawaay gi nga xam ni sax askan wi am nañ ko ci loolu journal bi tamit ñëw na ci orientation Bachelet yi nga xam ni ak leeral gi nga xam ni sax directeur de l'enseignement supérieur indi na ko ci Omar. après fan la ñuy dem Babacar. Omar Sud Quotidien ñëwoon ak ñun ci levée de l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko assemblée bi nag daal dinay branler li nga xam ni sax moom mooy coow li ba tey journal bi ñëw na ak ñun ci li nga xam ne ni nag moom mooy rupture des médicaments bi nga xam ne ni antiscénario moom la am double peine bi nga xam ne tamit moom lay mooy dal li nga xam ne ni moom mooy ñu yor jàngoro joojule Omar. après fan la ñuy demaat. La Tribune ñëw na ak ñun ci manifestation pro Sonko yi ba tey ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ginnaaw Sigène Dakar ca Ziguinchor journée moom foo amoon ni ki démb ci diwaanu Bignona ay ndaw nag ñoom ñoo fa doon manifesté wu am nañ ci nag ñaari nit ñi nga xam ne ni am nañ ci gaañu gaañu yu métti waaye tamit jeunes yi nga xam ne ni jàppoon nañ leen seen yaay sax ñoom ñoo mujjee takku nag seen sœur dem ca buntu préfecture ba daal dina sàkku nag ñi tegg leen loo xamoo nag tekkoon ab journée bu métti démb ginnaaw Dakaaru ca Bignona la woon. après fan la ñuy demaat. enquête ak ki nga xam ne nag moom mooy photo bi nga xam ne sax moom mooy photo kii tëdd dañu koy maase moom la daal di indi loolu nag li nga xam ne nag moom mooy lieu de soins ou de plaisir moom la journal bi daal di samp comme laaj bërëb bu neex-neex wala bërëb bu fajawkaay sax lañ ko mën a tuddee procès de salon de massage yi nag am na ci ngir rek ñu fexe ba xool tamit bërëb yi nga xam ni ñoom ñooy salon de massage yeeg seen taxawaay ci réew mi liñ ñi ñu ci bëri au fond lan ma leen fa yóbbu ba neex la wala tamit dañuy faju ji moom la laaj bi samp Omar. après ñu jógee dem foofu fan. témoin ñëw na ak ñun ci ginnaaw tamit lendemain intifada bi nga xam ne ne amoon na ndiki démb calme bi ñëwaat na la calme avant tempête comme ni nga ko waxee woon sànq liñ ci mën a jàpp nag moom mooy ndaw ñu bëri daal di leen teg loxo ba noppi déglu leen waaye nag li ci gën a mën a liñ ci gën a mën a ñaawlu rek moom mooy ndaw ñi nga xam ne nii jàppoon nañ leen ni kii démb maanaam daj nañ lu mburu du daj taal te fa nga xam ne nii moom lañ tegee woon loxo rawate nag ñu téye woon ca commissariat bu Colobane bu nga fa nga xam ni sax moom mooy foofu moom xam naa ne ndaw ñi daanaka rek lu mburu du daj ci taal sax daj nañ ko ci foofa ndax ay làpp
jàpp yu métti la fa lañ leen fa nekkee woon ba tax na nag njiitu RADDHO daal di ci addu ñaawlu nag lu ñu mel sàkku tamit mbir mi rek ñi gën a xoolaat doxal yi nga xam ne ni moom la ñuy amal jëmale ci ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo. Omar bu ñu jógee foofu fan lañ jëm Babacar. Omar l'observateur ñëw na ak ñun ci affaire bi nga xam ne sax moom mooy affaire Sonko ak ki nga xam ni sax moom mooy accord yi nga xam ne ni am na affaire Sonko Adji Sarr révélation sur les accords liñ ci mën a jàpp c'est que liñ ci mën a jàpp daal moom mooy mbir mi jëkkëru ki nga xam ni sax moom moo yor kii di salon bi maanaam salon de massage bi daal dinay confier nag dégg enquêteurs yi déglu nañ ko waaye nag moom nee na déggul benn yëngu déggul benn tamit kuy wootee maanaam sax sàkku ndimbal au moment où nag présumé viol bi Ndeye Khady Ndiaye ma nekku doon ca fa nga xam ni sax moom mooy ca place ba nga xam ni sax moom dafa nekkoon Ndeye Khady Ndiaye nag moom mooy borom salon googule moom nag dafa génnoon mbir mi xam naa fekk ko fa waaye jëkkër yi nga xam ne fekk ko moom nee na déggul benn yuuxu ku yuuxu wàllu wala tamit ku daal benn geste bi nga xam ni nit def na ko ñuroog li nga xam ne ni sax moom mooy ku ñu violé maam ba moom nag nekk deuxième masseuse bi nag mu ne un certain moment nag moom génnoon na salle bi malgré nag ñaari nit ñoo doon massé Sonko Omar waaye nag ki nga xam ne ni sax moom moo doon secondé Adji Sarr moom nee na am na jamono joo xam ne ni nag moom dafa génnoon bàyyi fa ki nga xam ne nii nag moom mooy kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko. bu ñu jógee foofu fan la ñuy jëm. Omar Laas ak li nga xam ni sax moom mooy li nga xam ni sax moom mooy marché régional yi nga xam ne nii Sénégal daal dina levé ak succès plus de 82 milliards yi nga xam ne tamit dugal lañ ko ci waaye ba tey moom journal bi ñëw na ak ñun photo Ousmane Sonko la daal di fësal ci xëtam mu njëkk ginnaaw malaanu kiiraay gi nga xam ne sax daanaka ñu ngi koy waaj a yëkkati mu nekk nag ak mbir mi nga xam ne nag xam naa ne du jël temps ndax que lépp li nga xam ne sax daanaka député yi soxla nañ ko jot nañ ci jamono ji rek ngir fexe ba amal lu ñu mel ndax que dossier bi biñ doon xaar jëmee ci ministre gi yor wàllu yoon jébbal na leen ko Omar. bu jigee foofu fan la ñuy jëm. Vox Populi ñëw na ak ñun ci li nga xam ni nag moom mooy police ak gendarmerie ak tamit ca dimb ci cité kër góor gi ca domicile bu Ousmane Sonko nga xam ne jamono ji daanaka ay barrage lañ fa def nekk di ko surveiller bañ rek ñenn ci ñi nga xam ne sax ñoom ñooy militants yi daal di fay rek am accès ci côté boobu même tas côté xibaar sax booy dugg am na côté yu xam ne nag doo fa mën a am accès ci côté boobu zone bi nag daanaka c'est totalement encerclé et puis interdit par ñi nga xam ne nag ñoom ñooy mbir mi waaye nag li nga xam ne moom mooy président bu assemblée nationale Serigne Moustapha Niass Alaaji Moustapha Niass daa dina lancé nag li nga xam ne ni moom mooy processus de libération de Ousmane Sonko mu nekk tamit bureau de l'assemblée bi ak conférence yi nga xam ne ni sax am nañ ko ci ginnaaw président bu mu ko convoqué ni ki jeudi ñi daal di mise en place état dossier googule. fu ñu jigéen foofu fan la ñuy dem. Omar l'exclusif la ñuy dem ak tamit viol répétitif de pistolet menace à mort massage d'avertissement ak tamit introuvable li nga xam ni nag moom mooy moralité douteuse ak tamit l'accusatrice proposition yi nga xam ne am na ci 40 millions yi ñu daal di rek teg ci borom salon de massage gi waaye tamit ab ingoradité bi nga xam ni am na ci ginnaaw extravagance yi ñu ci mën a jàpp waaye discouple yi nga xam ne tamit am na ci diggante Sonko ak mbir mi tamit gën na xóotal sax ginnaaw li nga xam ne moom mooy massage yi mbir mi nag laaj bi nga xam ne sax moom la journal bi daal di samp moom mooy est-ce que ce pays est sérieux moom mooy laaj bi nga xam ne tamit moom lañ mën a jàpp ci mbir mi ginnaaw tamit mbir yi nga xam ne nii sax am na ci journal bi ak tamit coow li nga xam ne nii am na ci Sonko ak mbir yi nga xam ne tamit kenn mënut koo xam kat fan la dëgg ji féete jamono ji waaye enquête bi nag moom mooy Macky Sall na di près ni de loin moom adduwul ci benn yoon hors de cause nag le chef de l'État du tout impliqué dans ce calebasse. fu ñu jigee foofu fan la ñuy dem Babacar. Omar réew mi ak confrontation yi nga xam ne ni am na stratégie bi entre état ak Sonko mu nekk nag ak mbir mi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne loolu di politique kat nekkul ci waaye nag orientation yi nga xam ne am na ci nouveau bachelier yi ak coow luñ ci mën a jàpp daanaka leeral am na ci Omar. bu ñu jigee foofu fan la ñuy jeexal. Omar Dakar Time ñëw na ci orientation yi nga xam ne nii sax moom moo am ci nouvelle bachelier yi ak tamit Kayda bi nga xam ne sax am na ci Maghreb yi ñu ci mën a jàpp ak islam bi une haute sur nos voisins d'Okat mu nekk ab mbir mi nga xam ne nii ñii di yor wàllu tamit wàllu tourisme bi wàllu terroriste bi daal dina ci àddu ginnaaw tamit taxawaay gi nga xam ne sax jàpp leen ne war nañ ko ci mën a am ginnaaw tamit ki nga xam ni sax moom mooy am déleg bi Droubel moom nag dafa ñàkk bakkanam ginnaaw tamit ab raid bi nga xam ne ni am na ci ab force française bu doon am ñu ci bëri nag ci mbir moomu la kuréel googule daal di cee doxee ñàkk seen bakkan mu nekk tamit ab chaîne de rebelle bi nga xam ne tamit waa armée étrangère ñoom ñoo leen daal di faagaal. après foofu fan la ñuy dem.
Omar le quotidien la ñuy dem ak accusation de viol ak menace de mort yi nga xam ne ni am na pas de chambre basse pour Sonko jamono ji nag moom la journal bi am waaye tamit armée ba ma nga ca fa nga xam ne moom moo ci diwaanu Casamance loolu yëpp ngir fexe ba raafale lépp base bi nga xam ne nii militaires yi am nañ ko fa ñu daal di koy dëkkale waaye tamit chanvre indien yi nga xam ne ñoo ko fa doon bay maanaam mbay jàmbaaga yëpp ñu daal di koy daaneel ba noppi daal di leen fay jëlee ngir rek fexe ba askan wa mën a dund ci jàmm ak salaam. Omar buñ jugee foofu Omar l'évidence dañ koy jeexalee ak année université bi nga xam ne am na 2019 2020 ginnaaw tamit vérité yi nga xam ne nii sax am na ci étudiants yi nga xam ne ñoom lañ orienté ci mbir mi waaye tamit directeur enseignement bi nga xam ne nii nag am na daal dina libéré ay leeral jëmee ci mbir mi mën na nag chiffre bi nga xam ne nii moom moo la jàpp ne kat moom mooy mbir mi dañoo jàpp ne kat dañuy orienté wul ba tey élèves yi 2020 yi waaye nag orienté na leen li nga xam ne nag moom mooy liste bu 2019 2020 bi kat moo amoon xale yi nga xam ne seen mbir dafa amoon ay jaxasoo mu jàpp nag sur 58 770 bacheliers 54 415 yi ñoom ñoo daal di demander orientation via campus bi nga xam ne ni am na 50 602 yi nag kenn gisul leen maanaam sax ñoom ñëpp orienté nañ leen kon nag ñu jàpp ne ñi nga xam ne nii sax ñoom ñoo demandé mbir mi am na ci ñi nga xamante tamit ñoom ñoo des parce que 54 la woon kon nag des na ñi nga xamante tamit orienté wuñu leen ñooñu nag ñoom la ñuy orienté jamono ji Omar. jërëjëf Babacar ci ni ñu jàngale affaire yi. am na solo xam naa tey nag dañoo xaw a réeroo. waaw non c'est que tey fi nga waroon a commencé moom non c'est que juste que ni nga ma ko envoyé aussi tamit dafa am na yu. waaw loolu après. xam naa ni après nañ ci gën a lii war quoi. waaw moo tax ñu xaw a am benn maanaam mujj gi man damaa naan après rek jàpp fu ñu jëm. waaw mais macha allah ni nga ko jàngate am na solo xam naa maa doon wàllu yenn saa su ma la joxee xaaj nga eggale xaaj. le temps Babacar Thiat di soufflé ñu dem seetaan li nga xam ne nii mooy publicité Sanoussi daal di ñëwaat ci plateau bi. Chez le Choix de Mbour, Sanoussi Sarl est ton expert groupe dans la construction de bâtiments et conception immobilier, mais aussi la gestion de vos prises de bail, vente et location, biens immobiliers et terrains, transport et assainissement en toute sécurité et clarté. Le groupe Sanoussi Sarl met en valeur les normes juridiques et administratives dans la gestion de vos biens. Sanoussi Sarl, situé au croisement de l'arrêt Saly-Niaral en allant vers Marseille Central à gauche. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 705 25 60. 77 705 25 60. jërëjëf ci publicité bu am solo boobu wax naa leen Sanoussi Sarr lépp lu jëm ci wàllu construction bâtiment mais aussi location nee naa la rek foofu fekkee lu ci mucc ay bi dama seeti ko moom nag mu ngi foofu ci côté Grand Mbour bu fekkee nag tànk yi jafandewul pour nga mun fay yegg mën nga ko woo ci 77 705 25 60 77 705 25 60 boo ko woowee rek lépp loo soxla ci li nga xam te ne information la jëm ci wàllu bâtiment mais aussi wàllu location dina la ko leeral ba mu leer nañ mi ngi noonu Babacar ba nga jàngee li nga xam te ne mooy ëtt yëglekaay yi li ñuy waxtaanee tey nag bokk ci li nga xam te mooy coowal Sonko bi ba tey parce que nag pond bu wureegul loolu tax tey ñuy dalal fi ki nga xam te ni mooy Doudou Sarr Babacar. waaw comme Doudou Dieng waaw comme ni nga ko waxee rek n'est-ce pas moom moo yor kaddu ci nga xam ne sax ñoom ñooy passé fii ci diwaanu Mbour jar naa ñu peut-être baralatu bi ñu bëri min nañ kanamam. waaye nag fi nga xam ne nii fa la mbir ma toll moom mooy yoon amutoon benn droit dem jëli ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci këram. léegi nag li nga xam ne nii sax moom la njiitu Pastef bi doon sàkku déglu nañ ko ci point de presse bi nga xam ne nii def na ko nee na député la te dafa am li nga xam ne nii moom mooy malaanu kiiraay loolu moo tax nit ñi maanaam yoon bàyyul xel jaar fi nga xam ne nii fa la député bi fa la ñu war a jaaralee député yëpp waaye moom député la Omar te boo demee assemblée nationale maanaam boo yóbboo ordonnance 80% ci say ordonnance assemblée nationale moo la koy fayal. donc salon de massage bi nga xam ne fa la doon massé benn section bi j'espère que d'après journal bi 80 000 la donc bu doon yóbbu ne ko assemblée nationale. subvention waaw kon 16 000 kese moom lay fay li des li nga xam ne moom mooy assemblée nationale moo koy fay léegi nag ci ay wax tamit dégg naa Sonko mosul naan sax ndoxu bi nga xam ne moom la assemblée nationale ñoom moom lañ daan jënd maanaam du laal seen dara
kon est-ce que du ba tey loolu moo tax mu préféré wu dem jël fajal boppam que dem fi nga xam ne moom mooy ci assemblée bi waaye ba tey tamit laaj bi nga xam ne moom la nit ñi de samp est-ce que kon moom jàppe woon na boppam député comme du daan laal seen mbir seen ordonnance yi di ko laal lan moo tax wàllu yoon ñëw xelam dañ ne moom kat député la kon fi ñu waral jàll député yi daan na fa jaar et puis li nga xam ne ni moom la député yi daan nangu di ko utiliser moom du ci daan laal. acca Doudou laaj yaa ngi noonu. waaw laaj bi am na solo xam nga un député askan moo koy fal mu am ay liggéey yuñ ko jox ku xam président Ousmane Sonko xam na ne askan bi ka tax jóg buggul benn anam rek mu lor ko maanaam di profité si position yi nga xam ne moom la nekk pour def lu ko neex alalu réew mi te assemblée nationale dafa am lu bëri yoo xam ne si biir doxali nag yu mel noonu Sonko da ko daan yàgg di décrier maanaam di ŋàññ moo tax bi ñu demee ba li am moom wax ma la sax affaire lu ndox ak affaire même caisse noire bi nga xam ne mu ngi assemblée yooyu yëpp am na si ñëpp xam nañ si la moo si position am ñëpp xam nañ même ticket yi daan joxe assemblée pour essence moom da daan laaj pour ñu jox ko ñoo xam ne c'est typiquement des Sénégalais parce que d'accord ñu jox ko ay ticket pour la France pour lu mel ne ay Total wala pour lu mel ne ay Shell donc da doon laaj ñu yeneen ticket yoo xam ne vraiment moom dina am choix am aussi pour mën a dem mais kenn du ko orienté parce que moom il est comme ça c'est quelqu'un boo xam ne il est libre de ses actes il est libre de ses pensées kon amul lenn loo xam ne rek dina ñëw si benn doxalin si loo xam ne loi du lenn lu ko maye ñëw rek ne non non ñun ñëpp fii lañ ñuy jaarale bu gisee ne loolu jaaduwul moom da siy teggeeku kon bu fekkee ñëw na assemblée mu gis ne am na si loo xam ne du loolu du wala te demee noonu moom il préfère se prendre en charge sans autant mu laal la nga xam ne moom la assemblée di joxe te it tey moo xam même fonctionnaire boo gis c'est pas n'importe quel genre de ticket lan la war a mën a jëlal en charge parce que tey da nga gis un fonctionnaire de l'État boo xam ne mën na dem am imputation budgétaire dem hôpital am na ordonnance yoo xam ne mën nañ ko jël comme am na yoo xam ne mën ñu ko jël est-ce que c'est dans le même cas que ne affaire de massage parce que loolu aussi comme lu disent certains dañuy am na ñoo xam dañuy fàtt ne massage ñii dañuy foog ne ñii certains dañuy dem di ko jëlee plaisir d'autres dañoo ne c'est pour question thérapeutique day faj benn bu mu sa mën a doon rek li sa am solo mooy ne massage thérapeutique moo ko tax a jóg mais pas faj mais pas de plaisir c'est-à-dire loolu da bëgg ñu écarter ko pour ne pas stigmatiser. non mais ñaar la am na ñoo xam ne nii ku nekk ak la fa yóbbu rek. loolu la am na ñoo xam ne nii sax peut-être mën nañuy bañ a feebar génn feebar gi. comme li daal Ousmane Sonko daal ñëpp wàcc seen coono rek wàcc seen coono te ñu ngi def massage. waaw xam nga wàcce sa coono sax si massage loolu c'est thérapeutique parce que coono feebar la. c'est-à-dire ki dem yëg sa yaram coono nga dem ñu lay masser nga dem si ay professionnels ñu lay masser rek parce que ñoom ñoo xam les points fii ngay la parce que boo ñëwee on te pose des questions qu'est-ce qui te fait mal nangam nga wax. ñu wax la position bi ngay nekkee ñu defal la lan la war a defal nga jëg fa dem sa yoon donc même loolu c'est thérapeutique maintenant doomu aadama nag ku nekk ak na la yàlla bindee am na ñoo xam ne peut-être mën nañ gis ni fii awa mu ngi fa day maase et que man am na lu ma namm si moom ma fay dem pour rek ne serait-ce mu may teg ay loxo keneen noonu donc ça dépend si l'intention voilà moo tax ñu ne la maanaam ku nekk ak la fa yóbbu. waaw intention bi non mais je dis que quand on parle ñun on ne peut pas juger l'intention de la personne. intention la yàlla rek moo ko mën a juger xam nga looy juger. man damay bañ ñu yàqal même ñooñu seen liggéey parce que massage ñoom bañ ko ubbee am këyit état ba mu lay jox dafay jàpp ni ñii ki may jox këyit bii pour wan ko ne yow am nga
sañ-sañ am nga xam-xamu def liggéey sàngam kooku dañoo jàpp ne liggéey boobu dafa am njariñ si dund doomu aadama. mais ñun yàqaluñ leen seen liggéey xanaa kay ñi fay dem di massé wu di leen violé ak yooyu xanaa ñu koy moo yàq seen liggéey mais ñun bu ñuy wax de manière générale ñi am bëgg-bëgg bi li nga xam ne ni moo leen fa yóbbu comme ni ñu ko faral di waxee aussi yàqu loolu. non quand je parle de ça xam nga temps yi damay dégg toujours si presse ak yu bëri ñu dem ba boo xoolee sax si seen kii bi seen revue de presse bi ñu ngi mettre par exemple ñu ngi def benn jugement ñu ngi mettre par exemple les bërëbu massage yooyu ñu ngi koy def sur la table foofu laa waxee parce que ñooñu mu ngi commencé loolu la c'est-à-dire boo léegi yow mën nga fa dem ñu xoolal beneen bët loolu laay def c'est-à-dire man dama d'abord bëgg écarter stigmatisation bi ñaaw boobu ñu bëgg ko écarter wan ne comme nit ñi muy jógee dem si benn cabine dentaire wala benn hôpital wala nangam pour gis benn médecin nit it war na mën a jóg dem si bërëbu massage pour parce que loolu lan la digal pour nga dem fa. mais aussi en état que Ousmane Sonko mu nekk ki nga xamante ne yaakaar naa ne am na lu mu bëgg ci réew bi. est-ce que moom jarul woon conseil yi mu am mu toog waxtaan ak ñoom. ñu ne ko kat wutal spécialiste boo xamante ne sa kër lay ñëw di la ko defalee. waaw xam nga spécialiste weesul nga am kinésie kooku day faj wàllu yax ak yooyu yëpp. mais liggéey boo gis rek ku nekk am nga fa la sa say xam-xam yam kinésie moo ko jox ne ko en dehors de traitement yi nga xam dama la koy def foog ngay massé wu. kiné ce n'est pas que ne ñoom ñëpp a man yenn façon massage bi dafa am façon massage dafa bëri ay façon donc kinéem bu ko nee foog ngay dem di massé wu et am na jamono yoo xam ne commencé woon na mu jékki-jékki bàyyi ba kiné bi am na jamono da ko reconnaissé ci indiscipliné parce que li ma la digtal si nga koy def dama gis ne doo ko respecté wuloo ko mais nag ça dina la mën na la porte préjudice bon léegi nag si biir loolu xam nga tey nit ki aussi par exemple dans le mouvement des cadres il y a des docteurs comme tey man ma jékki-jékki xam monsieur Ndiaye ñu nekk ay xew wala mu wóolu ma si lu bëri ma ne man de dama doon soxla paa buy faj fa xoj mu ne am na paa bu nekk fële suñu koñ kum aay la si ku man la si man nag confiance bi ma am par rapport ak monsieur Ndiaye mooy tax ma mën a orienté wu foofu moom it bi mu ñëwee bi ñu ko orienté si bërëb boobu li mu njëkk def na li nga xam ne mooy yëfu nit ak yëfu responsable mooy d'abord ñëw laajte est-ce que vous êtes vous avez de agrément waaw ñu jox ko mu xool gis ne état moo ko agrémenté moo ko ne yow mi kat am nga xam-xamu mën na ubbi lii muy benn deuxièmement mu xool situation ba mu gis ne c'est une famille qui en même temps peut-être xam nga comme Sénégal ni mu méttee mënoo ut liggéey kër liggéey ba ne faneen ay benn cabinet si biir kër mu aménagé fa am ñu mu recruter pour ñu koy jàppale si liggéey boobu. effectivement ñooñu mu jàppale xaw ma franchement lan mooy seen. intention aussi xaw ma lan mooy seen profession mais dama jàpp ne ku ñu embauché fee c'est comme si tey y a tellement de sages-femmes y a tellement d'infirmières. waaw ci loolu aussi heure bi nga xamante ne. y a tellement d'infirmiers et sages-femmes yoo xam ne tey ñoom ëllëg dañuy bu leen nguur jëlul mën na ñëw si benn nga am sa benn cabinet. ñu ñëw ñu présenter ak seen diplôme nga jël leen. kon kooku yow da nga ko jàpp jël sur la base d'un diplôme ou bien de quelque chose boo xam ne mooy wane ne kii kat liggéey bi xam na si dara. kon bu ñu fekkee ñooñu embauché leen fa ñu fay liggéey et boo déggee sax propriétaire bi ndaw sa yàgg na fa def. alors mu ñëw di liggéey kii nga xam ne mooy Ousmane ñëw laajte gis ne am na kaaraange am na. ay caméra de surveillance kii ak jëkkëram fi nag njabootam am ndaw ñii ñoo koy loolu mu ñëw laaj yooyu yëpp mais doyu si yamu si moom donte la ne am na xam-xamu fiq maanaam su ma nee xam-xamu fiq xam na lan la diine wax si lii mais pour gën a mën a confronter xam-xamam ak laneen parce que xam-xam dafa yaatu mu oo keneen koo xam ne moom doyloo na ko si wàllu xam-xam mu laaj ko effectivement mu ne ko su fekkee ne lii nga xam ne moom ngay def yi faju la te it sa docteur moo la ko digal vraiment y a pas d'inconvénient mën nga dem. c'est bon léegi vas-y Mati. waaw ci loolu heure bi nga xamante ne dem na fa. ñu xool ne ay 21h la déclaré na fa dem heure couvre-feu la. ña fay liggéey ñu ci bari dinañ wàcc. parce que amu ci beneen intention moo tax mu dem heure boobu lu ko teree dans la journée. mu dem ñu defal ko massage. voilà xam nga ku nekk ak xam nga feebar ak yëg-yëg
doo xam ban heure nga koy amee. mënoo ko juger mënoo ne 8 heures la may. mais moom yàgg na fa dem te je pense traitement la traitement. waaw non c'est-à-dire traitement bi du question day jóg chaque jour mu dem fa ça dépend de activité bi mu def si semaine boobu. xam nga temps yi man j'en sais quelque chose parce que je suis membre du COPIL. gis nga la veille le 31 du 23 je pense au ba jour 24 bi 22 23 24 yooyu yëpp on était à Dakar gis nga dañ daan jóg dañ daan jóg on vient siège ñun les membres du COPIL ak Ousmane 8 heures ba 23 heures ñu ngi toog di liggéey ñu liggéeyaat si taxi yi moom en dehors de ça bu fa jógee comme il avait sur lui l'engagement d'écrire te moom suy bind waaye muy def dara day bàyyi ba yëf yi ne salaw mu ko donc parfois day tëju toogaay boobu te waxoon nañ ko toog yu yàgg yi baaxu si moom man aussi je connais bien le président Sonko pas parce que pour politique mais moi je savais que ni il a toujours eu des maux de dos yoo xam day metti parce que ñoo màggandoo waaw ñoo màggandoo xam naa ne da daan am na problème mu mettitu gannaaw bon maintenant kon lii bu ñëwee ba lii am mu yëg bind na toog na jour boobu toute la journée nekk si livre yi muy bind dem bu guddi affaire bi attaque ay côté 21h moins boobu sax 21h jotoo ko ba mu fay dem léegi mu jël otoom te aussi moom comme yéen ñi ngeen amee ay carte de presse mën a dem. ci yéen donc am na liberté de circuler. parce que vu que ni il est député léegi mu jóg mu dem. avant muy fay dem sax boobu 21h jotoo ko bi mu demee te ñooñu d'habitude ñoom it su fekkee yenn heure dafa jot ñoom dañ fay fanaan si kër ga parce que kër famille la mu ñëw jour boobu aussi pour vous dire que ne même séance de massage boo gisee jour boobu 2 personnes maasandoo ko sax parce que moom moo ko parce que dafa ñëw ne leen cette fois-ci il n'a pas assez de temps parce que d'habitude ay maximum 15 minutes la mu ne li mu bëggoon vraiment bu fekkee mën na mooy fa pour 2 personnes kii jël gauche kii jël côté droite ñu defal massage benn pour mu mujj jóg mën a teel a dem si yeneen yu may dox yi parce que je n'ai pas assez de temps et effectivement si lañ ko boole ñaari nit ñoo xam ne ñoom ñoo ko massé donc lii mooy li nga xam ne te il a toujours exigé à ce que ñii bu fekkee ne kenn koy massé sax am keneen koo xam ne day présent. merci beaucoup Awa vas-y. waaw di rafetlu kàddu yi dégg naa li nga xam ne moom la monsieur Dieng wax. di wax rek ne peut-être comme li ñu wax rek parce que bu fekkente ne ku ci nekk ak sa intention. du question bu mooy posé mais peut-être. loo xam ne contribution bu may joxe peut-être ku nekk ak sa liggéey. ku ci nekk ak li la yàlla sédde. am na ñoo xam ne peut-être loxo la ñuy faj ñii tànk ñii bët ñii bopp. mais loolu du problème bi li problème bi mooy. tey bu fekkente ne da nga dem pour faju balaa ngay faju parce que yaa ngi bàyyi xel di sóoraale sa ginnaaw xam nga ñu ngi ko doon wax. premier jour bi parce que ñu ngi doon wax naan am na nit yoo xam ne tey yàlla jox na leen tur balaa ñuy dugg ci yenn milieu yi. wala balaa ñuy def dara dañu ko war a mën a sóoraale parce que ëllëg moo tax donc am na lu mu ci leeralal mooy que ne tey bi mu duggee ci béréb ba laaj na li nga xam ne moom mooy programme bi laaj na ñu jox ko mu liir xool ndax fii war na fee mën a fajoo waaw wala déet donc kon xam nga loolu kon leer na ci ñun ndax xawoon na lëndëm que ne dafa ñëw rek def directement beneen bi ci des dañu ko boole ak nit te nit kooku ñu ko booleel moom moo ñëw boole ko ak keneen bu ñu dégloo tamit ci waaw noonu la demee kon cela veut dire que bi muy dem sóoraale woon na ne tey jii fi muy dugg da ko war a mën a saytu ba pare balaa mu fay dem bi mu jàppee ne saytu na ko ba mu leer famille ñoo fa nekk ci la door a am xelu wala fitu ñëw di fa dem donc man après may bàyyi c'est bon mais ci loolu aussi da nga ne sànq ay caméra de surveillance yu ngi fa woon pourquoi pas ñu génne caméra yooyu xool lan nga xamante ne moo fa xew waaw si installation kër ga am na caméra de surveillance xam nga tey comme yëf yi moo tax ñu ne comme mu ngi si yoon. mu ngi si procédure. yoon loolu yëpp moom boo koy intéressé dina ko dem gëstu ji. ci aussi analyse yi aussi parce que yaakaar naa ne boo seqee ak nit war nañ war a mën a xool ADN bi ndax mu ngi ci. yow ndax mu ngi seek wala nekk si waaw yooyu yëpp mën na ne xam nga dafa am benn affaire bu am solo bu am fii suñu réew gis nga man bu fekkoon na tey jii dañu ne kàmb gële ku fa dugg bu fekkee ne li papa ak Ousmane bu ne ku fa dem dugg. soo génnaatee def ko soo fa deewee def na ko man ma dem dugg fa. yow mën nga waat ne daal deful dara. non man j'en suis wax ma la sax waat. dama lay wax ne on avance un peu sur le débat. parce que affaire de salon bi. je ne sais pas de beauté bi affaire de viol bi fii que ni mi ngi ci procédure léegi dañuy ñëw ci les actes.
parce que bi ñu paree Ousmane dafa def benn point de presse. di wax ni que ni état bi am na lu mu koy bëggal. inciter aux gens à venir ni léegi nekkatul période wax nekkatul période réseaux sociaux mais période xeex la. parce que tey jii jàpp nga ni c'est-à-dire fi réew mi toll maanaam bu jël si contexte Covid yooyu noonu. le fait tey ñu génn population bi ba ñuy saccager. ay yàq yu bëri tey est-ce que jàpp nga ni un bon leader. loolu la war a comporter woo. waaw xam nga y a deux questions yoo fa am si terrain bi nekk question politique ak question judiciaire gis na question judiciaire ñun dafa am foo xam ne suñu toll fii tolluwaay bii dafa am loo xam ne ku lu ne fàng kenn du ko jeex ñun ñëpp xam nañ suñu réew mi am na justice de mais justice à double vitesse la du càggante ne du ñoom ñëpp nag ñoo corrompu mais y a de ces juges yoo xam ne c'est des corrompus jusqu'aux os. yaa ngi dégg mais du ñëpp am na ñu am seen indépendance am na ñoo xam ne dëgg rek moo leen koy bàyyi te foofu la jëf yi grave gis nga bu fekkoon di nga nekk si réew moo xam ne kenn amul nattable ci sa justice. kon doo leen woote manifestation. non pas woote manifestation auto manifestation xam nga lan la ñu woote. ok soulèvement populaire soulèvement boobu non oote wuñ sa soulèvement xam nga ce qu'on a dit c'est très clair xam nga soulèvement populaire boo ko waxee. du lool parce que mu def mais loolu lañ mën a jàpp moo tax këram fees ak nit parce que moom j'espère que jotul voilà ci koo xamante ne da doon wax je vais changer le système man li ma jàpp mooy dafa tellement anticiper les choses parce que juste dafa jot convocation waaye jotul dogalukat boo ñëwul dinañu la jël si kon j'espère que waroon xam nañ ko dugg jëli parce que nous sommes des intellectuels te moom kon lan moo tax aussi lan moo fi jar yàq bi ngeen yàq Auchan ga ngeen toj ak nit ñi nga xam ne nii peut-être ay biens publics lañ seen yoon jotewul ci mbir mi ngeen jàpp seen yëf yàq ko est-ce que loolu tamit yéen ñi nga xam ne ëllëg yéen a bëgg a jiite réew mi boo leen fi fekkul bien public bi nga xam ne moom la askan mën a utiliser ngeen jàpp ko yàqate ëllëg booy di jiite lan ngeen di jëfandikoo askan bi merci beaucoup xam nga dafa am lu am gis nga dafa am xam dafa gumba tëxloo dafa am beneen méthode booy utiliser moom te xam ne ñun kii ñu jiite kan la gis nga dafa am loo xam ne su fekkee ne cadre ñun on a toujours appelé à ce que mu am un débat civilisé un débat intellectuel argumenté ñun loolu la ñuy oote si lu ne dafa am foo xam ne boo fa tolloo ak sa leader da nga koy protéger gis nga doo lay jël ndox da nga koy protéger bu gersu mu gis ne mbooloo mu ngi nii gis nga dañ ne boo toogee si jamonoy mattante soo toogee jotaay mattante da ngay siñ say bëñ ba ki nekk sa wet xam ne yow am ngay bëñ bu lay matt moo xam ne mu lay matte loolu dafa am solo. kon lan la ngeen wan état na ko ñun kat rapport de force la. gis nga yëf yi rapport de force la parce que nous sommes en politique xam nañ ñii li ñu capable et parce que vous n'êtes pas censé ignorer yéen ñii xam ngeen ko bu baax mais en tant que journaliste tey jii di ngeen poser mel ne tey jii toutes sortes de questions mais xam ngeen ne bu baax que ne le président Sonko depuis que ñu naître sur pied ce parti là position ak attaque am ñoom duñ ko may toq. mais attaques yi mu daan def yëpp c'était ni nga doon ci dialogue la woon mais bii est-ce que da ko aussi amul. non xam nga même tuuti am man bi ngay waxee ba tey ñii yëpp dañuy poser dama lay déglu c'est logique. su commencé ci cadre ci salon de massage bi ñëw ba ci manifestation yi. c'est-à-dire nit ki bu fekkee ni par exemple ci seekan yi yaa wax fi sànq kàmb bu nekkoon fii. yow de mën nga cee dugg leer na Ousmane Sonko defu ko. bu fekkee leer na ni ko en intime conviction que ni man defuma. est-ce que jaroon na ngay woote. ba àdduna bi yëpp di génn. ngay yàq di taal vu que leer na yow lii ngay def même bu fekkee ne état bi c'est corrompu parce que boo xoolee en fait soo xoolee logique yi am yëpp seet yeen naan justice dafa corrompu mais nañu wàcc parce que am na ay fee la c'est-à-dire tey jii ku jigéen ki bu fekkee dafa porter plainte ne Ousmane Sonko da ko violé il va apporter des preuves je pense Ousmane Sonko moom mi nga xam dañ koo tuumal ne dafa violé il va apporter des preuves léegi nag bu ñu yeggee foofu xam nga lii nekkul ñuy du ay fee de 14 milliards du affaire du xaalis de lii ay fee la c'est-à-dire loo xam ne preuve moo koy mën a détacher yéen ñaar donc kee day fa indi ay preuve kii dafa indi ay preuve yow defoo mun ngeen di say preuve moom def ne bu ñu yeggee ci justice ba mais est-ce que tey joroon na ngeen di taal ak yooyu fii que ni yéen vous set que ni yéen ñii anamay conscience ni da ngeen a set mais xam nga yéen leer na leen ne Sénégal. déedéet ñu koy leeruñu. waaw dama leen wax benn mbir si benn mbir non am na lu leen leer kay leer na leen ne Sénégal. bépp manifestation boo xam ne autorisé nañ ko maye ko fi nit ñi dem police ñëwu fa defu fa bavure am yooyu day jàll si yoon. tey ji bu Sénégal mbuur yëpp génnoon ndaje fii
police teewu fi sànni lacrymogène xool dara du xew dañuy toog ba seen heure toog dem ñu dem seen. mais dañoo nekkul jamonoy rassemblement. waaw non may ma tuut may ma rek. non te amuñu autorisation sax leen may non xam nga jamonoy rassemblement ça ne veut pas dire que mënoo dem si sa kër nit. waaw mais ak na ngeen fay demee. mais non mais ni ñu fa demee lan. mais yow tey jii non taxawal tey jii. bu fekkoon ne yàlla tere am na lu xew fenn. nit ñi ñëw dem fa. le temps que pour. kon daal yéen ñoom da ngeen a jàpp ne violation moo mën a régler problème bi. non pas violation nous on n'a pas appelé à la violation. ah mais loolu ngeen def. non on a appelé n'est-ce pas ça président Sonko li mu oote mooy ñu taxaw thème xam nga taxaw thème bi mooy lan. bañ ñii la nga xam ne mooy seen xel te ñu xam ko. te ñu xam ko la nga xam ne mooy seen i pexe te ñu xam ko ñu taxaw ne seen pexe nañ leen bàyyi yoon def li muy yoon mais seen pexe nag du si dugg. mais léegi si seen pexe yooyu damaa dégg si seen benn si les cadres Bassirou mu ne. lii yëpp waxoon nañ leen ko bien avant. c'est-à-dire man ce que je peux pas comprendre mooy yéen seen i logique. c'est-à-dire yéen da ngeen di xam da ngeen di xam. c'est-à-dire yéen si di ngeen di logique. da ngeen naan xam ngeen bien avant te teewul doo leen jël seen i précaution. xam nga tax doo leen jël seen précaution bi de un Ousmane Sonko d'abord bi muy dem ci salle de message bi. def na wut na ay information bañ ne ko am na agrément. ne ko salle bi mi ngi ci ay règlement. mais tey jii ci ki kay maase. xam ndax comprendre fi may wax ci ki kay maase. ni mu investigation yi ci salon bi. est-ce que mënu koo def la même chose sur les personnes yi koy maase. xam ndax comprendre nga vu que ni xamoon ngeen ni ñu ngi leen di avertir leen. yéen ñi état bi am na lu mel ne na xasaxaal. kon léegi lépp loo ñuy def dafa war a leer. je pense que ni tey jii Mati Ndiaye. bu ma mee salon de massage bi. ba ma dem ba nga xam ne matee ko moom. mais Awa Sané mii di ma maase. war naa xam kan mooy Awa Sané. lan la bokkal la tax mu ñëw fi ak lan intention yooyu parce que tamit des fois tamit yooyee naïveté boobu noonu ngeen ne ba ñu koy tudd ci yéen. est-ce que yaakaaru moo leen jural tey fi ngeen yegg si. déedéet xam nga lu tax. tey boo fi jógee dem hôpital bële. waaw ka ngay teseel doo jéem di def enquête de moralité. non yow saa yow da ngaa nekk man ak yow bokkuñu. non c'est-à-dire suñu jëlee ñun ñii. non ñun ay personnes yoo xam ne ay personnes yoo xam ne personne normale. voilà comme Ousmane Sonko il a besoin de lu muy duggati mu nekk lu leer nañu. boo ko dégloo sax si kàddoom si discours am na mu fa wax lu am solo gis nga Sonko moo doon ku ñuy tëj si carcan. moo li koo xam ne wala Ousmane Sonko dafa nekk di ko xam yéen ñi nga xam ne yéen ay cadres yi. vous n'osez pas lui dire la vérité. daa mel ni ngeen ko xaw am loo leen ko ragale. non si dafa am loo leen ko ragale. parce que ñu bëri nee na feebar am na ñoo xam te ne nañu li muy def yëpp récemment lañ ko soog a yëg bi coow li amee. waaw mais yow mais sama waay mais am na loo xam ne c'est une vie privée. ah ba si. mais une vie privée d'une personne. mais qu'est-ce que ça signifie. ba ci dund ak deewam. waaye mais bu wér mais vie privée nit da nga koy sàmmal. man Ousmane Sonko dafa xam dafa mën a. ci Ousmane Sonko jarul leen dara. non yow vous n'avez pas compris c'est que fa nga. non man li ma gën a jaaxal sax moom mooy levée de fonds bañ fi def yàggul dara. xaalis bu takk bañ fi def 24 heures Ousmane Sonko am feebar boo xam ne mënuñu ko jëlal spécialiste ko fay. non yéen da ngeen xamul xam nga lan ngeen wumpee mbuy Ousmane mën na toog mën nañoo toog xam nga lu tax ñu mooy wane ngor gi nekk si moom ak xam nga lan tey di ngay ànd ak nit. yow sa xarit ngay ànd ak moom am na loo xam ne yaa ngi koy yëg wala sa benn métit boo xam ne doo ko bëgg partager ak kenn parce que yow tu es stoïque da nga koy nangu Ousmane du koo xam ne day toog fu mu toog rek di vilipender di ñaxtu di kii. mais non mais ci la dëgg Ousmane Sonko day ñaxtu moom dafay def tey bu fekkee ne dafay feebar. Ousmane dafay feebar. feebaram déggoo dama la Ousmane du koo xam ne dafay toog di tàllal loxo di nang. loolu du tàllal loxo maa ngi ñëw di wéeru si nit ñi Ousmane du koy wéeru maanaam feebar naa non et sama waay comme feebar naa na ma. mais pourquoi tey ngeen toog ba tey jii seen responsable yi nekk au niveau de Japon ñenn ñi jël seen responsable yi léegi ñoo jël terrain. mais defaguñ ko. mais non ay wax la parce que xam nga xam non déedéet. mais moo normal ak normal parce que xam nga ngeen xamul Ousmane jàmbatul feebaram. tey bu du woon lii yow doo ko xam keneen du ko xam. nee nga Ousmane Sonko nekkul koy wéeru ci ay nit. déedéet. tey jii de bi mu jàqee pourtant woon nit ñi pour ñu ñëw bu jàkkaarloo ak policiers yi pour génne ko ci. c'est que aussi je suis désolé de dire que ne da ngeen di boole pomme de terre ak Angleterre xam nañu koy wax loo xam ne jaxase mélange am bokkul. Ousmane c'est un leader politique. yaa ngi dégg jiite benn kuréel. dafa am loo xam ne c'est une vie personnelle en lui. moom la concerné. na muy gérer famille am ñun suñu yoon new si. na muy gérer santé am ñun mën nañ si bañ a am lenn lu ñu si wax lu dul xaritam boo mu xam ne mën na ko partager ak moom. mais lépp loo xam ne c'est dans la vie politique. de notre parti. te ñun ñu xam ne tey jii am na loo xam ne ñun quand on tey bu ñuy dem bay jàpp Ousmane. di ko jàppale xam nga si lu ñu koy jàppale. c'est dans le cadre de notre parti parce que c'est notre leader boo xam ne gis nañ ne depuis mu commencé di wax si position yi nga xam ne moom lay défendre état mu ngi koy jëm a fexeel.
kon kay kaw dañ ko war a sàmm. yaa ngi dégg si loolu nag moo tax ñu nit ñu koy delloo njukkal boobu ñëw taxawee ko wan ko ne vous n'êtes pas seul dans ce combat. te bu mu feebaree ngeen wàcc ko mu nekk seul. waaw mais yëguñu ko Omar tu n'as pas compris. naa c'est-à-dire yëg gi nag foofu laa mënul. non bu ko ñëpp yëgul am na ñu ko war a mën a yëg non si bu ko ñëpp yëgul am na ñu ko war a mën a yëg mais est-ce que ñooñu moom wax na leen ne leen ñu ko mën a yëg yow yaa fi wax léegi sa biir wax moom sax wax si biir wax li ma comprendre yow moom yaa mooy Ousmane Sonko sa ami d'enfance la bu yër nga ne yàgg ngaa xam ne dafa am métti du waaw su ma yow ni nga ko xamee amul keneen ko ko mën a xam ndax kan ko mais am na benn dama waaw foofu la yoo xam ne c'est-à-dire nag nit ki nag mënoo ko xam mu jaral la toog na xam ne mënatul te doon ko toog na wax dimbale na ko Bassirou Diomaye waa kay loolu naa la bëgg El Hadj El Malick Bassirou Diomaye ñoom biram ba Bassirou Diomaye ni ko ñun ñaar ñoo bokkoon même feebar biram ñoom ñëpp xam nañ lan mooy feebar mais am sa feebar waaw ça ne veut pas dire que ni tey jii nag suñu parti ñun déjà ñun suñu parti moo amul sa xaalis. yéen nag yooyu ngeen bàyyi war a bàyyi. non seen parti am na xaalis parce que ba pare ngeen xam nga loolu fu mu dugg ak li ngeen fi bàyyi ren yëpp ana xaalis ak bay dañu comprendre woon de gisal dañoo vacances agricoles vacances agricole patriotique bi gis nga wala da ngeen jaay gerte kat lekk ko lekk jaayaguñ sa dafa mais orphelinat bi yow muy dimbaleeg ñooñu fan la xaalis boobu di jóge 1 million nga da ngay fayee ko sa xaalis diviser ko di dimbale ay nit nga ne benn bi femme transformatrice yi la benn bi ay orphelinat mais tey feebar wér-gu-yaram moo gën loolu soo benn xaaj ba ngay joxe leen na fajul mu ngi faju bu faju woon kay xanaa du mais mu ngi faju Omar mais kon li tax mu naan awma lu ma jëlee spécialiste mais li tax mu naan awma lu ma jëlee spécialiste fi ñu la wax mooy salle de massage mi ngi faju parce que mi ngi dem ci salle de massage mais tey salle de massage bi am na salle de massage bi loolu salle de massage bi c'est addition lu addition rek si mbir mi c'est-à-dire dafa am kiné am yeneen dukki ñu ngi koy saytu si mbiram yaa ngi dégg kenn nee na mënatu koo faj non nee na ko lii moom massage danga ko mën a faj non mais si loolu la wax de rek déglul dama ne la dafa am douleur yoo xam ne bu apparaître si yow da ngay dem def yi massage rapidement mu soulager wu mais ba tey foofu garab mënatu koo faj non ba tey ci non am na yenn douleur yoo xam ne du garab moo koy faj parce que moom kinéem li muy def ak moom mu ngi koy continuer def ak moom mu ngi koy suivre et docteur ñu ngi koy suivre si jàngoroom maintenant la nga xam ne moom lay dem di def muy massage boobu loolu c'est autre chose loolu nag kinéem moo ko wan ne boo sentir douleur nangam demal nga def ko massage mu soulager wu si saa si mu jeex donc loolu moo fi nekk maintenant man nag du ma jël sama dund en tant que président koo xam ne dafay oote ne ëllëg bëggul boole li mu moom ak li mu moomul moo tax ba tey jii lépp da ko teg de côté li mu moom li parti bi di dundee ak moom li muy dundee jaxasewu ko ñun bi ñuy dem di ootee affaire li nga xam ne moom mooy xaalis bi ñu dajale levée de fonds bi mais levée de fonds bi c'était dafa am benn objectif pour mu dem def tournée la du pour ñu defal ko Ousmane pour mu koy fajoo mais boo wéerul nooy defee tournée waaw non mais comprendre li mu wax dama ne bam boobu mu ngi wér Ousmane loolu dérangé wu ko mu ngi dox Ousmane bi mu defu fi campagne électorale Bassirou Diomaye nee na bi mu ko mujjee gis tiitoon na dem ba département non dama ne defu fi campagne électorale si après campagne yi feebaru yow mës nga xam ne Ousmane dafa feebar mais après campagne toog na ñaata mois gisuñu Ousmane Sonko non xam nga lu tax mu toog ñaata mois mais yow xam ngeen ne si boppam amul fii Macky Sall ñi fi def campagne ak campagne yu mettee non waaye dafa Ousmane feebar na mais nit la day feebar waaw kay daf feebaroon mais doomu aadama day feebar mais nag léegi nag loolu xam nga feebar bu yàggee mais day sibu xam nga dox si wutoon parce que dafa yàggutoon mais nu mu doon gën a persévérer day gën a dina siiw yàgg day siiw lan day siiw feebar bi yow Ousmane ba mu feebaree da nga xam kay la siiw bu fekk woon lii dina si xam nga lu tax lan moo waral lii sax xam nga lan moo waral mu siiw c'est-à-dire c'est pour quand même waxal ñi nga xam ne ñoo ay militants te ñu am si moom yaakaar mu jaral ko mu exhiber dossier médical waxul ak état Ousmane waxut ak état bi muy wax waxut ak justice Ousmane bi muy wax ku muy waxal le militant bi nga xam ne dafa amoon si moom yaakaar te moom il se posait des questions ne lan la fa doon uti loolu rek a tax Ousmane pour delloo ñooñu wala leen ne fa ma newoon ba tey maa ngi fa ñooñu la doon waxal mais waxut ak justice waxut ak kaneen mais il parlait avec ces militants yi nga xam ne il se posait ces questions mu apporter leen ces réponses kon est-ce que mën nañu xam tamit bi mbir mi coow lu jibee def na 3 jours 4 dégguñu Ousmane mais bi ko waa brigade de recherche bu Colobane woowee ci la soog a jàkkaarloog nit ñi est-ce que tamit booba jàppul ne mbir mi sës na wala mbir mi sérieux na ci la doog a wax askan wi est-ce que kon wax ak askan wi intérêt bi ci lalu woon juste du mooy ngeen dem bàbbee ko protéger ko bañ yóbbu ko police non xam nga ñun li ma wax naan sax nee naan xam nañ ne Ousmane
en tant que député nit mën ko ñëw ne saax-saaxee parce que kon lan moo fi jaroon li ngeen def yëpp au fond lan ngeen fu doon wuti comme xamoon ngeen ne au moins député la am na malaanu kiiraay gu ko yoon jox cër te loolu dëkk bi au moins am na justice ay moroom yu député ma ngi fi gis nañ ni fu demee Bougazelli gis nañ kaam lan moo tax yéen au fond lan moo leen yóbboo woon ba ngeen def mobilisation buñ toll yàq buñ toll ak xeex buñ toll lan moo ko fi jaroon au fond yàquñu yàq ngeen kay ndax taal ngeen bërëb taal ngeen ay oto yu xam ne ni ko moom xam nga ñu taal les forces de désordre ñoom ñoo taal non yéen a ko taal yéen a xëcc di taal loolu teg na ci bët Auchan moom taaluñu ay oto xam nga lu tax dama ne la dañ ne bu leen ñëwee fitna non ñoom xam nga ñoom dañoo yee fitna parce que nit ñi dañoo toog dal xam nga mbir mi wala toog seen ruq xam nga mbir mi nañ leen fa wax ak ñoom xam nga mbir mi ñun ñu ngi ko doon suivre en direct au moins même bu ñu demul xam nga bi ñu ñëwee dañoo ñëw bi ñu ñëwee li ñu xam leen lañ mënoon def muy ne kat sama waay ñëw ne ñoom bu doon homme di c'est les hommes de tenue là bu doon dañoo ñëw les responsables ne leen vos militants sont là ok mais nu mu leen di demander ngeen wax leen ñu tas. parce que commandant bi def na ko non si am na loolu am na mais est-ce que parce que ñun ñëpp même yéen boo leen fa nekkul même yéen boo leen fa nekkee ñu ngi ko doon suivre en direct malgré que dañu wax tey jii monsieur Ndiaye gis nga tey seen për bii ngeen nekk fi yéen di liggéey yàlla tere suba ñu jékki-jékki kilifa gi am lu ko ak lu moom bànneex ak comme naqar di ngeen dem manifester seen solidarité auprès de lui. mais taxul ñu yàq dara. non on va le faire pacifiquement dañ ko def. non mais ñoom bañ fa déggee mais ñoom est-ce que dañoo ñëw rek ñu dañoo yàq. non mais regroupement bañ def dañ ko interdit parce que c'est pas le moment. mais dama la poser question yéen di ngeen dem manifester seen solidarité si bànneex wala si naqar si seen kilifa gi nga xam ne tey jii. moo leen jiite. à travers les télé les rajo mën nañ fa dem taxaw wax. Sénégalais dañu leen woo moo tax ngeen dem. te duñ def regroupement non dafa posé question man dama koy répondre. c'est pas lu mu ñu woo de. c'est pas lu mu ñu woo. waaw mais li mu leen woo moo tax ngeen dem parce que coono tuutul keroog la commencé. parce que da ngeen jàppoon ne dañ koy jël yóbbu ko moo tax ngeen moo leen fa yóbbuwoon quand même. il faut aussi bu leen tamit ragal a wax leen fi yóbbuwoon quand même. non xalaatuñu ne dañ koy ñëw jël yóbbu ko xalaat na te moom si boppam wax na si biir discours am yéen ni wax na ne moom il est légaliste day tëgg si yoon bu fekkee ne assemblée nee na levé naa buñ ko convoqué 10h05 mu wuyu ci. waaye mais wax na ne tamit ci discours am. que ne ñii ma gis dañ ma yóbbu te buñ ma yóbbu dinaa résister ci résistance boobu maa ngi ci woo askan wi. loolu wax na ko non nee na su ma bañee dem dinañ ma jël si. te buñ ma jël see dinaa résister te résistance boobu maa ngi ci woo askan wi loolu wax na ko. parce que moom il amul lenn loo xam da koy tuumal boppam. amul lenn bés buñ ko ooy dina dem xam nga lan mooy problème bi ñun ce n'est pas Ousmane Deme. moo ñu suñu problème xam nga suñu problème mooy lan. mooy lan la nguur gi di tramer contre suñu leader. léegi loolu moo leen fay bon. loolu la ñuy taxawee gis nga taw la ñu ngi si taxaw jusqu'au dernier jusqu'à notre dernier souffle. dañ si taxaw ñun xam nañ Sénégal xam nañ comment ça se passe xam nañ lan mooy état kenn ñu ko jàngal. ñu avancé waat un peu léegi. on connaît l'histoire on connaît ce qui se passe dans ce Sénégal et surtout nag avec Jimbori bi. ba ngeen ko xamee je pense que waroo leen woon dem ci lu mel ni salle de massage di fa. waaye soxna si waaye di fa dem non si déedéet mais am na ay spécialistes fii. am na ay chinois yoo xamante ne seen siège dañ yor Omar muy doo muy lu mu mënti doon c'est à 5000 francs ñu faj la nga dem. Pastef sax. Dakar Pastef sax xanaa amul ay spécialistes ci wàllu massage. bari na mais ñi fi yor ay bari na. ñu avancé un peu léegi. mën na nekk sax mais Mati Ndiaye dafa am loo xam ne il faut waaw parce que mais man Mati rek man. am na man Mati déedéet nañu waxante dëgg salle de massage yi non en matière de santé dañ lay wax gis nga tey jii boo demee si spécial dañ lay wax ne gis nga tey yow bu fekkoon ne da nga ñëw nga dem si Massamba mooy sa jëkkër yóbbu la si Massamba te yow ma Demba la sa xel dal boo demee si Massamba lu la fa arrivé ñoom ñoo la toog mais man su ma nekkee ci position boo xamante ne aussi xam nañ ne am na lu ñu may fexeel nekk naa ci nit koo xamante ne am naa ci ay nombal tam ci dëkk bi kon ça veut dire que ne fu may teg sama tànk dama ko war a mën a seetlu bu baax a baax xool ko bu baax a baax non des na parce que bu yaakaar naa bu doon def na li mu waroon def lii du ko ci fekk awa non li mu waroon a def mooy non bu doon def na li mu war a def lii du ko fa fekk li mu fa war a def mooy kon matalewul li mu waroon def ba mu demee fi mu war a dem da koo matalewul bu ko matale woon kenn du ko jiiñ ki nga xam ne moo jiite bu matale woon lépp kenn du ko jiiñ bu caméra de surveillance bu xooloon ne caméra de surveillance am na fa lii du ko dal bu demoon si ku góor su demoon si ku góor sax
bu demoon si ku góor di ko maase gis nga celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage gis nga bu demoon si ku góor xam nga nga jël mais gis nga loolu deful tax ko jigéen ça xam nga le problème c'est pas le problème non xam nga le problème aussi da ngeen di comprendre dara Ousmane Sonko da ngeen naan def na faute parce que dem na man boo leen waxee foofu ma ne leen waa non si parce que luñ mënti wax tamit dem na ca salon de massage boobu mais la fa xew ci biir comme yow muy man kenn xamul mais dañu nekk ci procédure il faut nag ku ci nekk nga wax ci li nga xamante ne moom mooy sa xalaat boo nee nit ki xam naa ko à 100% dañ naa nit ki mënoo koo xam à 100% am na loo xamante ne nit mënu ko génne di ko wane ci mbedd mi mais aussi ku ci nekk position bañ ciy taxawee mooy li nga xamante ne moom mooy les faits ñun ci faits yi lañ taxaw di wax la ñuy wax mais yéen aussi bu leen neexee mënu leen taxaw ne lii amul kenn xamul yàlla rek a xam mais nag ku ci nekk am nga droit nga wax la nga xamante ne mooy les faits parce que c'est les faits qui parlent ku ci nekk am nga ku nekk am nga droit xam nga les faits da ngeen ñuy nangul rek ñu leen di nangul loolu kese la mais bu leen taxaw benn position Mati c'est bon l'opinion il est libre donc ñu jël ki nekk si ligne bi après ñu ñëwaat 33 957 08 55 allo oui. allo oui Omar. allo. allo salaamaaleykum mooy Mbour TV. allo oui Babacar waxal. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bon moo avis rek par rapport ak li femme bi wax léegi. waaw bisimilah. nekkul ne ñun dañoo gëm Sonko parce que par passion. mais femme bi li mu wax dafa teguwul. xam nga tey jii nii am na loo xam ne boo ko waxee ni noonu la demee. xel xalaat rek la mën. femme bi lu mu wax yenewul maanaa 4 viols répétés nan la mën a nekk si koo xam ne séquestré wuñ ko. en plus 2 heures du matin koo xam ne niveau d'étude 3e la yem moom elle a réussi si bind plainte boo xam ne man mi nekk 3e année mënuma ko. xam nga kon loolu ça sous-entend quelque chose. moo tax il faut tamit ñuy demee suñu xel rek newul ne dañuy dem parce que dañ koo xam mais dañuy demee suñu xel ndax li ma la wax nii feey la loolu moo am. waaw loolu la amul lu ma leen fàttali rek. jërëjëf. ok merci. léegi ñu dem ci deuxième bi. léegi dañuy dem ci deuxième dañuy avancer parce que temps bi peut-être que jeex na léegi ñu dem juste ci lever immunité parlementaire bi parce que processus bi mel ni tàmbalee nañ ko enclenché nañ ko. vu que ni Sonko nee na moom loolu buñ ko yëkkatee rek moom dina dem wuyu ji. léegi yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. non amuñu si xalaat xam nga loolu ñun dëgg dama la wax ne ñu sommes des légalistes c'est-à-dire ñun si yoon lu ñuy tënku. moo tax bu boo xam ne mën woon tëb rek dem uyu boobaa dafay nasaxal dañ naan kaan yow kat en tant que député wala nga def li parce que amoon na ñaari choix moo si am muy mu demoon uyu ji librement wala mu ne ah non damay bàyyi ba ñu lever sama immunité parlementaire. léegi ñoom déclenché nañ seen procédure. buñ ko woolee si commission ad hoc dina dem déglu leen wax leen li mu leen di wax bu ñu defee seen rapport bu ñu defee plénière bu ñu gisee ne dañoo war a lever immunité parlementaire am ñu lever ko et puis bu ko defee bu ñu ko joxee convocation moom si boppam il va déférer à cette convocation. mais est-ce que yi ngeen fi def nii fan yi boobaa doo leen gën a yëngalaat réew mi. du ñu gën a yëngalaat réew mi xam nga nag affaire yëngal du question problème mu yëngal parce que tey dama uyu amul problème. dama la wax dama la wax sànq sama njëlbéen dama leen ne xam nga lan mooy suñu Sénégal lan mooy problème bi fii au niveau du Sénégal. mooy la confiance bi Sénégalais am ci seen justice c'est remise en cause. mais xam nga te la ne li si nekk mooy ne bu boobaa loolu bu amee bu fekkoon ne tey ñun daf ñu wóor ne te it loolu jàpp nañ ne suñu justice ñu am na ñoo xam ne ba tey lan daan bañ ñu ngi koy bañ ba tey lan daan taxaw ñu ngi koy taxaw parce que ñun am nañ nous avons nos arguments. kële nga xam ne moom moo wax ne moom la ñuy def nangam moom tey jii moom moo indi preuve. parce que nous sommes dans une justice acquisitoire c'est-à-dire celui qui la preuve incombe à l'accusateur. donc tey moom moo indi ay justice ay preuve am ñun am nañ aussi tous les moyens pour wax ne li muy wax teguwul am nañ lépp te moo tax ñu yaakaar ne li ñuy wax naan yuuxu mën na jubee fu ñu ko foogewul. xam nga si biir waxam sax dem na ba ne jot na message ba ko Sonko ne ko maa ngi ñëw. ñëpp jot na ko nee na jot na message boo xam ne Sonko envoyé ne ko maa ngi ñëw xaar ma maa ngi ñëw. loolu ko Sonko wax ko. message la wala appel Sonko. non message. loolu kon moo ko xale bu jigéen bi. xale bu jigéen nee na moom wala Sonko ko expliqué. waaw non tax xaw ma ndax comprendre nga li may expliqué xale bu jigéen wala Sonko ko relaté. dama ne xale bu jigéen si boppam. moo ne. moom envoyé na ko message. ñun nag xam nañ provenance message bi xam nañ lépp. c'est-à-dire dafa am loo xam ne xam lépp wax lépp waa baaxul. parce que dara ko
xaar pour wax lan ngeen di xaar lan. non xam nga lu ñuy xaar parce que fa ñu war a waxee moo jotul. kon lu tax ngeen di coow mais ngeen di gën di coow ci mbedd. non c'est-à-dire dafa non. non man mii bu ñu ma doon accusé tey jii loo xamante ne defuma ko dama gën di coow damay dem wuyu ji su ma ci amee samay preuve ma génne ko mu leer. non waxuñu xam nga maître El Hadj Diouf accusé wuñ ko fi woon ay tatouchement xam nga lan. bi mu nekkee France je ne sais pas. waaw mais dañoo dem ba sa yoon. gis nga yoon. waaw c'est-à-dire il a apporté mais xam nga dafa am ñaar xam nga affaire 94 milliards même chose la ba ñu waxee Sonko génne preuve yi non preuve doo ko exhiber n'importe où. dafa ne bés bu ñu demee ba fam ko ba mu demee ba defaat porte plainte ba sa biir juge ba d'instruction joxe na preuve ya bu ñu demoon ba tribunal boobaa aussi dina wane preuve c'est-à-dire dafa am lépp loo gis it nangu leen ne moom c'est un juriste de formation. Sonko xam na lu nekk fan la koy tegee. am na loo xam ne aussi du foo loo jot rek di nga am loo xam ne mën nga ko wax nit ñi am loo xam ne da nga koy denc parce que kuy dem di xare bu nga xamee fa nga jëm. doo yegg xanaa yéen li ballon de sonde la woon pour wane ni Macky Sall ni am ngeen pouvoir donc am ngeen doole ci réew mi donc. moo taxoon ngeen génn. kii bi affaire bi. waaw kon ballon de sonde ngeen doon def pour natt seen bopp maanaam. vu que ne xam ngeen yor ngeen seen i preuve non da ngeen doon natt da ngeen doon. xam mu ngeen ko xamee des fois ngeen ciy dute. non amuñu si dut ñun tey jii. leeroon ngeen askan wi amuñu dut ne askanu Sénégal tey jii si kenn lañ am yaakaar ngir ëllëg Sénégal mën a def ko muy président Ousmane Sonko. amul keneen amul beneen question la. xam naa léegi ñu jeexal quoi. non c'est que juste rek man question bi ma am c'est que mooy sax avant coow li. avant coow li Pastef tekkeeraaloon na. parce que gis nañ lu xewaan. Sonko day génn def point de presse def conférence de presse mais avant coow lii nii Sonko nëbbatoon na gis nañ ko ci fin d'année bi même bu Macky defaan discours ci côté moom day def discours de côté mais gis nañ fin d'année bi dégguñu ko gisuñu ko depuis que ministre bi xuuxal leen ci discours seen parti ginnaaw cotisation yi ngeen di laaj bitim réew que ne àndut ak charte yi nga xam ne moom moo laalu ci parti politique yi kenn déggul leen loolu ci lu Pastef nekkoon xam nga wax naa la fi sànq ne si mois de décembre bi yëpp ñu ngi doon tëggaat suñu texte yi. ok boobu ñu ngi si doon tëggaat wax naa la ko sànq bi ñu paree si loolu pour war na ne Sonko du moom mooy toujours di dem sax si. est-ce que mën nga bàyyi Sonko rek te wax ci parti bi. waaw non da nga ma wax si Sonko da nga ma ne. ci lu parti gisuñu ko parce que daan nañ ci gis mu dem bu daan wax bu doon yóbbu doon yóbbu sa personne. bu Macky Sall waxee mu xam nga tax parce que c'est lui qui incarne c'est la personne morale de notre parti. ok. quand tu soo ko waxee rek engagé nga parti bi yëpp. moom moo daan dem di wax ci plateau yi. bu daan dem du moom mooy dem rek pour bugg dem. ok même dernier plateau bi mujjee def ak seen naataango par àll yooyu yëpp. yàlla xam na ne dafa décliner. gars yi lamb fu ne ci yeneen leaders yi kenn nangut a dem ñun gars yi ñëw na ko vraiment supplier ko maintenant nag di nga am nit yenn sa relation boo xam bu demee ba émission am na nga foiré. nga ñëw. nga taxaw si. Gaañ Pape Alé. gaañam non pas gaañ sax xam nga problème. xam nga non gaañ mooy lan xam nga gaañ mooy lan. xarit mooy xarit xam nga xarit mooy yéen li ngeen wax xarit mooy ki nga xam ne yéen a ngi demalante yéen a ngi dëkkalante yéen non mais dafa am si liggéey bi. ñoo xam ne bu ñu soxlaa une information. vraiment accès si yow du jafe. parce que ñoom it yow mii am si yow miy wax ak moom yow da nga xam kii aussi lan mooy probité ak lan mooy taxawaayam moo tax nga koy mayel loolu. kon tey bu ma toogoo man ñëw naa si suñu jour campagne. nekk nañ si suñu jour campagne président wala ñëw. suma benn kii bu seen naataango. wala def émission amul ka mu oo ñëwul. te émission bi taxaw na man bi ma dem dafay wàcc jëm si man ne ma grand dama amoon émission léegi nangam dama bàyyi sama te boobu man j'étais le directeur de campagne fii. ma dama yëg émission defal ko émission ba pare. loolu dafay am si nit. yaa ngi dégg comme noonu rek lay demee moo tax ñun président Sonko ba mu paree on s'est dit que ne dafay bi ñu paree ñu teg suñu def suñu texte ñu paree ñu ne y a pas ay dem si ay plateau Sonko dama nga toog nga dallu yaa ngi dégg nga àggali sa liggéey bi parce que comme yaa ngi am benn projet boo Sonko ñaari livre c'est pas petit lan la topp ñun bi ñu nee ba sa biir lii nga xam ne moom moo am ñu dem. ba benn jamono nit ñi soxla ne kat léegi il faut que ñu dem si levée de fonds bi commencé nañ ko bu yàgg léegi loolu jour boo xam ne dañ doon dagale xaalis bi rek bi ñu dagalee gars yi génn seen mbir on s'est réunis daar la ñu réunir wax ne comment on juge li nga xam ne moom la kii mais ñun nee naa ñoom ñëpp c'est des juristes bi ñu analyser xam ne li mu ay waxu kasaw la te mënuñoo xoqatal mënuñoo tiital tontu nañ mais de manière
maanaam moom si boppam dañ ko faalewul sax. dañ ko ñàkkal fayda xam nga ñu tontu wax li ñuy wax ak suñu militant te ba sànq ba tey loolu bu suba bu ñu ko waroon def dañ koy defal parce que loolu mën na teg dissoudre suñu parti. léegi procédure bi maanaam buñ koy yóbboo ba ci combaxtal ga mu jeex maanaam. léegi ndaw si. daan Sonko maanaam. dama joxe probabilité. tey jii est-ce que parti bi mi ngi xalaat nan la nar a taxawaati ëllëg. xam nga loolu mooy moom moo tax ma ne Sénégalais même ñi doon wax ne dañuy dissoudre parti dañoo xamul ne mën nañoo dissoudre parti mais kenn mënut a dissoudre idée. kenn mënut a dissoudre maanaam kon bu ñu tëjee Sonko tamit yéen da ngeen di continuer. mais Sonko c'est pas la personne de Sonko qui nous intéresse Sonko il a porté un projet. non xam nga la non xam nga tax wax la. mais ñoom nee nañ. non comprendre nee nañ Sonko sosul Pastef Sonko ñoom. Sonko sosul Pastef moom foofu laay ñëw di ko wax. Sonko donc bu ñu ko tëjee garaawul. non pas bu ñu ko tëjee garaawul. ah déet. non je me la bëgg wax xam nga da nga laaj question da nga ne ndax bu ñu ko kiiwoon nii maanaam dafay mel ne kon bu moom su waddee rek ñëpp yi génn mais donc waxal bu Sonko deewoon suba. moom kay yéen kay comme que. bu Sonko deewoon kon sensible kon parti bi moom pare na Sonko Pastef c'est pas pour Sonko. Sonko il a été choisi pour. mais est-ce que boobaa parti bi dina mën a présenter aux élections présidentielles yi ñu. mais bien sûr mais ñu gën a xarañ Sonko nga fi mais nit ki da nga koy jiital rek. ñu gën a xarañ Sonko xam nga sànq am na ko wax fii sànq xam mooy yow la xam nga ne ñun dafa mel ne Sonko duñ ko wax dëgg dañ ko. mais xanaa xam ne waaw yaa ko wax sànq. wallahi laa ak waxtu bii. gis nga daanoo dégg naa xelu boppam rek lay demee. non Sonko dégg naa du leen déglu xelu boppam rek. non xool loolu moom man maa la ko assuré. la leen di bàyyi xel. non maa la ko assuré que ne gis nga président Sonko dans nos réunions il est toujours presque mis en minorité. il est toujours presque mis en minorité. et même quand on discute des textes les virgules les yëpp sax bu si waxee xalaat muñ kii bu waxee ñëpp wax yu si bëyee say waxam fee lañ koy teg xanaa moo ne loolu mooy discipline parti bi. yéen nga bu génnee nag la nga xam moom lañ tënk il le porte comme c'est pas possible mais Sonko. maanaam kon daal pour procédure bi daanu woon ñu daaneel Sonko. waaw mais idéologie parti bi day continuer. mais est-ce que su boobaa ñoom d'abord yéen di ngeen ko accepter parce que déjà nee ngeen amu leen confiance ci suñu justice bu deux moo mën a am. soit Sonko am dëgg. wala ndaw si am dëgg. su boobaa ban. ñaar yëpp su wàccee. est-ce que yéen posé wu ngeen benn question. Combien de personnes lañ fi mas a wax ay affaire yooyu ñu mu nekk ay ñaari partis opposés aussi yu mel noonu. état nan la ko mas a mën a téye nii. état mas na ko téye nii jëlee nii ndaw si barricade ko kenn xamul fu mu nekk ak nangam non. daa bëri suspense maanaam non c'est extraordinaire. c'est-à-dire loolu mooy wane ne état ba pare ñoom ñëpp ñu ne pat nag mel ne ku. mais parce que mbir mi mbir mi pour man. pour man yéen ci dugal état quand même def ko mbirum politique. xam nga état. xam nga lan moo si dugal état. xam nga lan moo si dugal état. gis nga Bassirou Ndaw mi Bassirou Gueye. la nga xam ne dossiers yi nga xam ne ñu ngi ne fi tell yu gën am solo si askan bi. te mosu addu si adduloo nañ ko mun a pattaaral c'est parce que bii ñoom la intéressé. c'est parce que bii ñoom la intéressé. kon daal da ngeen bëggoon dossier bu demee mun a ci patt bañ ci addu. mu ne si. mu bañ ci wax. non je dis bu fekkoon ne dañ ko def affaire civile seulement. affaire de civil. mu dem ndaw si dem porte plainte ñu dem mais ñu jël ko barricade ko jël ko denc ko comme c'est pas tey jii ki amul ku la ne ndaw saa ngi fii wala ndaw saa ngi lii wala ndaw saa ngi nangam. kenn déggul avocat mais est-ce que du pour sa sécurité parce que tamit yéen ni ngeen def Auchan ak yu ñu mel. est-ce que xaj ngeen ci ndaw si quand même. non du ñu àgg si xam nga am na loo xam ne xalaatu ko yaa ngi dégg pour ñëw di song ndaw si. mais wóorul parce que tamit ak ni ngeen taxawaay yow keroog. non ci xam taxawaay boobu il faut ñu xam ne dama la wax sànq. mënoo fexe ba mënoo muusa ko muccet ba ma nangu ko xam nga taxu dama ko nangu. parce que dama ne il n'y a jamais eu flamme sans feu. feu bi ki ko indi c'est la police. moo fa ñëw gis ñu toog taxaw ñu sànq ay lacrymogène. yéen moom yéen a ñoo fa ñëw di sànq ay lacrymogène. maanaam mbir mi négocier mais le commandant. commandant li mu wax mais xam lan la wax. dafa ne dama ñëwoon rek pour xool nii après bon ñu ngi dem. ba ñu demee matul 2 minutes muy commencé balancer. non mais parce que ci ni bi ñoom. mais mosu ñëwuñu ne leen. dispersez-vous wax seen responsable nangam même. non bi mu ñëwee bi mu ñëwee dane
dane ki njëkk a ñëw auto police dafa njëkk a ñëw gis monde bi bu départ dem keneen ki ñëw commissaire bi la dafa ñëw ne leen ñun ñëwuñu pour jël si Sonko mais dañoo ñëw pour nga leen ngeen tas ful bi ndax rassemblement kat dañ koy tere mais yéen dégluwoo leen ko ay yuuxu ak ay puus ak ay bamax moom moo tax ñu dem ba tey jii dégluwoo leen dégg nga li mu wax loolu commandant bi waaw mais parce que ñu ngi foon ñu ko roose waaw non waxuma loolu seetaan parce que yéen dégg nga mu wax loolu ak ña fa nekk mais parce que est-ce que may ngeen ko fu mu waxee wax dé non quand même parce que bi mu ñëwee sax jox leen ko cër ngeen ko ñu ko doo wax ak askan doo wax ak peuple doo wax ak ñu tudd masse koy waxal fuul boo gis am na ku nekk sa bopp ba ah mais yéen kenn moo doon xam na tey parce que ne ci bopp mi ci biir salam di zappé ko waanam aussi yéen Djibril Gueye naan café Djibril Gueye ba muy wax ak masse bi dañ ko déglu Birame Souleye ba mu taxee si kaw di wax ak masse bi dañ ko déglu parce que jeune la bokk yaa ngi dégg dañ ko déglu moo tax ma ne la boo ñëwee en tant que responsable demander responsable est-ce que may ngeen ko membre non moom vraiment vous dites que vous êtes des patriotes mais moom seen keroog moom da ngeen a cuune non da ngeen a cuune non moom nga xalaat ay patriotes yi def yi yéen il faut ngeen nangu ne am na ko non duñu nangu xam nga ay cuune ngeen non yu ma xam nga fi cuune dëgg ngeen xam nga cuune yëfi cuune ngeen doxale état xam na si boppam ne Pastef duñu cuune ay cuune ngeen kay Pastef si cuune boppam weesuwul tey lu toll ñaata bien ngeen fi yàq di détourné ñaata nit ngeen yàqal seen i liggéey ñaata koñ ngeen di accaparer kenn jàngul police deful yéen a ko njëkk di baare ay koñ en tant que yéen ngeen di joxe exemple bu leer chaque jour Sonko bu taxaw fii di bon vraiment patriote yu wér xam nga la mooy cuune waxtu bi jeex xam nga cuune mooy lan mooy ñoom ñi ñuy doxale bi ñuy doxale mooy doxale ñu cuune waxtu bi jeex na ñu tàggatoo ba benn inshallah mais dossier yi gënoon a rëy dossier bi bëggoon naa koo xam parce que nee na am na dossier yoo xamante ne waroon nañ ko gën a leeral lu dul kaaw viol bi non xam naa yow beneen yoon lay doon waxtu bi jeex na awa tey yu wér sax awa tey daal di buus benn dossier bi gën a rëy bu ngi ne ci kanam ñëpp te ñun ñëpp a soxla c'est bon dafa sensible benn mais vrai que di nga ci wax mais nag maanaam doo si xaar baabal waaw da ngay xaar ba xam li ngay war a parce que bërki démb wax nañ ci débat nañ ci wala démb booy xool suñu wax li ñu ci wax mooy que tey am na loo xam ne maanaam xalaat foofu la ñuy waxee ak xel fi nga xam ne maanaam li nekk ci sa xel li la sa xel may moom ngay wax mais am na loo xam ne tey ñi ko war a wax ñoom ñoo koy wax parce que booy xool cas bi benn moment dafa critique parce que y a des choses yoo xam ne Omar moo ngi ci ginnaaw boo ko saytoo nga jàngat ko du caaginu ne da ngay far mais li nga xam ne moom la sa xel di jox ak moom la sa xol di may cela veut dire que tey ndëgg sërëx boo xam ne tey moom la ñu lalaloon benn personne ndëgg sërëx boobu tey ñu jàpp ne daf cee dugg du question nag dara mais li nga xam ne bët du mais xam na li bopp àttan parce que boo xoolee wax ji fi mu déparé fi mu jugee du caaginu ne ñii war nañ cee wax wala ñii waruñu cee wax dëgg la certes dina am loo xam ne dañu koy bàyyi ak juge moom mu def liggéeyam mais tey xoolal wax ji fi mu déparé Omar xoolal wax ji fi mu commencé tey Sonko li mu war a def na ko dafa feebar dañ ko nangul tey bu doon Omar Ndiaye mii moo feebar nekk élément Mbour TV médecin bi li mu ko digal loolu lay def tey boo demee sa médecin ne la Omar demal ci clinique wala demal ci Mati Ndiaye moo lay faj mais ci Mati Ndiaye ngay dem tey Omar Ndiaye Babacar Thial bu la rombee ci mbedd bi lan lay wax Babacar Thial danaan gis naa Omar Ndiaye ak Mati Ndiaye xamul lan la ñuy wax ñoom ñaar xamul lan la ñuy jëm ay caméra de surveillance ñoo ngi ci bërëb ba tey boo xool confiance bi mu gën a am maanaam du damay waxee ci responsable politique bi mu doon mais damay waxee ci personne bi nga xam ne nit noonu la war a mën a doxalee ak conscience tranquille booy xool fi mu jaar dem na ñu boole ko ak nit femme bi ñu ko booleel tey liggéeyam may na ko mu yoon may na ko mu def liggéeyam parce que am na papier yu légal benn bi dafa nekk ak njabootam bi ci des mooy li ñu war a gëstu mooy femme bi ki nga xam ne boole na ko ak Sonko ndax dañ ko boole ak moom mu ëlbatikuwaat boole kooku ak Sonko te nee na du kooku kese mais ñaar la ko doon boole imaginez tey li nga xam ne wax na ko mooy que tey ñaari nit la doon boole ak Sonko parce que xamoon na femme bi que ne jubul xamoon na femme bi que ne jubul parce que du yoon bii rek la def loo xam ne tey ji dafay ñaaw njort parce que nekkoon na ci moom muy am na muy doxale mu dàq ko kon boo xoolee yooyu rek Omar da ngay def jàng tuuti rek nga xam ne tey peut-être wax ci mën na am foo xam ne mën na fa yem waaye mën na am loo xam ne tamit tey nit bu ko xalaatee da nga xool ci sa personne rek yow ci sa nit que ne tey jii lu nekk Omar mën nañ la lalal ndëgg sërëx bu nekk mën nga daw waaye gis nga lu yàlla namm ci yow tamit dañuy xam ne lii la yàlla namm ci yow lii la yàlla namoon ci moom nañ bàyyi li ci des juste maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a mën a saytu ñu def liggéey après bu ñu ñëwee rek ñun leneen luñ mën a commentaire ñu commentaire di la jox rendez-vous ba suba incha allah di leen jox dig daje rek di gërëm Doudou Babacar Madi
di gërëm Mati di leen jox dig daje ba suba incha allah. acca Babacar. waaw Omar ñu ngi lay gërëm di gërëm sunu invité. maa leen ko dara yéen. waaw non c'est parce que tamit comme dañoo toog pour leeral askan wi. il faut aussi tamit ñuy xuus ci yenn sujets yi. pour nit ñi gën a mën a xam li xew au fond. peut-être mën nga comprendre yenn yi. mais tamit comme nit ñi la fi tax a toog. il faut nga wax ak nit ñi. nit ñi xam effectivement tel bërëb lan moo fa xew tel bërëb lan moo fa xew. ñun ñëpp xam nañ ne mbir maa ngi ci wàllu yoon. ñun ñëpp xam nañ ne Sonko nit la en personne. patriote la. et puis chef de parti la. et puis leader la bu kenn mënta natable ci réew mi. taxawaayam aussi nit ñi mën nañ ko peut-être remettre en cause ci situation bi ñu mel. waaye mais ci yeneen domaine kenn mën koo fa woon a topp comme ni ñu ko doon waxee donc li ñu fa taxawoon toog moom mooy nit ñi xam nit ñi pour ñuy xam nag il faut nga toog ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo xam nga waxtaan ak ñoom ñi war a wax parce que tamit fii jàpp na ne sujet bi ak ni mu demee sujet ouvert la donc avis la ku nekk war nga ko ci mën a joxe wax ci sa gis-gis ak tamit li nga xam ne nii sax moom nga ci doon xaar ci yenn côté yi nga xam ne tamit ci la ñu nekk jamono ji nekkuñ fi nag pour naan kii nii la mel kii nii la mel kii nii la mel mais ce qu'on voulait juste que nit ñi xam effectivement que lii ak lii xew na ñii ak nii ñoo ci wax ñii ak nii ñoo ci mën a wax parce que bu ñu xewee invité wuñ ku nekk APR invité ñu ku nekk keneen mais ku ne Pastef la ñu invité pour juste waxtaan ak moom xuus ak moom mu leeralal ay militants ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci diwaanu Mbour waaye tamit à travers le Sénégal que ñoom déjà ginnaaw démb bu ñuy fédérité seen colère ak Sonko que ñoom déjà lii ak lii moo seen taxawaay ci xeex bi j'espère que l'essentiel bi loolu la di la gërëm di ko gërëm invité bi di gërëm Match di gërëm di gërëm téléspectateurs yi tey am na 276 cas 76 cas contact 204 cas communautaire 285 patients ñoom ñoo daal di wér 61 cas grave 12 décès ñoom ñoo ñàkk seen bakkan démb ci talaata ji ba mbas mi tàmbale ba tey nag amoon ñu ci 72 ñu ñàkk seen bakkan 4457 jamono ji ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpital yi Omar. mel na ni moom taay kenn talutul mbas mi dañu war a wax nag fan yi Mati maa ngi lay gërëm bu baax. waaw Omar di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm suñu invité bi yaakaar naa ne gën nañu yokk xam-xam ci loolu aussi di wax que ni rek lépp ci ay fee lañ koy basé wu am na ci loo xamante ne nag aussi liggéeyu jàmbur la muy jugé yooyu ñoo koy jiit bu dee preuve rek jàppandi na ku ci nekk na nga xam kan moo nekk ci dëgg ak kan moo nekku ci dëgg mais yaakaar naa ne am na des choses yoo xamante ne Omar ay religion yooyu amu ci wàll parce que yaakaar naa ne lu nekk ak fa mu war a mën a nekk ak fan ko war a mën a yemale buñ ko jël côté sentiment mais nañ ko teg ci lépp ci dëgg mu leer ci li nga xamante ne mooy askan parce que ku ci nekk rek bëgg nga xam mbir yi ci nan la demee mais ku ci nekk rek yaakaar naa ñun buñ ciy wax ci les faits la ñuy wax les moments ak li nga xamante ne moom lañ jàpp ne kat lii nii am na mais aussi il faut aussi ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le problème ñuy accepter li nga xamante ne am na parce que booy bañ ba bañ loo xamante ne am na bu yàggee aussi peut-être mën na la indil ay numéros yoo xamante ne doo comprendre ci loolu aussi di leen gërëm bu baax a baax rek di souhaiter happy birthday à moi-même di ko souhaiter bu baax a baax a baax topp rythme ba non xam naa loolu amul problème après dinañ ko feer ci kanam ci kër ga incha allah rabbi merci beaucoup Mati monsieur Doudou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi ak facilité réponse yi c'est que ni affaire yi xawoon na tàng mais ni ko Babacar waxee résumé na lépp du ma ci jaaraat c'était juste pour informer waaw vraiment ñu ngi leen di gërëm yéen it si seen taxawaay parce que quand même je pense que am na solo bi ngeen di suivre actualité ngeen un responsable du parti mu ñëw mën a gindi askan bi si yenn leeral et du ma mas a déranger si yenn genre questions yi parce que c'est les questions yi nga xam ne askan bi nga xam ne mu ngi nekk fee amul mënu fi ñëw moom ngeen di jéem a dugg si xelam pour jéem a indi question yooyu te man lu mu gën a ñëw rek daf may arranger parce que dafay tax mu gën a leer si bopp askan bi kon loolu amuñu su leen loo xam ne dañ ko si daw laneen li si nekk it mooy ne amuñu it loo xam ne dañ koy bañ waaye dañ koy nangu lépp loo xam ne dañ ko war a nangu rek incha allah dinañ ko nangu lépp loo xam ne dañ ko war a bañ dañ koy bañ tey jii amaat na sax suñu biir am na ñoo xam ne mënoon na bañ a demoon sax foofu loolu choix la te it laneen li si ne damay faral di wax ne nit ki am jàngoro moom day mel ne boulanger ak farine rek nu mu la yow da ngay nangu rek ñun na ko wëlbatee nga defee ko li si am solo mooy ne yàlla mi nga xam ne mooy aji man di aji kàttan te nga xam ne moom moo xam li nëbboog li feeñ ñu ngi koy ñaan yàlla fa dëgg ne mu taxawuñu taxawee ko bu dëgg googu feeñ te incha allah rabbi comme na mu daan demee si yeneen yi wees yëpp sujet yi wees yëpp nga xam ne coowu Ousmane Sonko la
ñu naan tey mu dee te yàlla namul deewam mu taxawaat incha allah rabi it maa leen waxaat ni fii la ñu toogaat ñu ne it lii noonu leen naxaasaay. merci beaucoup monsieur Doudou Dieng merci beaucoup ak ki nga xam ne mooy Babacar Thial Mati Ndiaye ak Awa Sané merci beaucoup à régime maa ngi nuyu aussi tamit sama gars yi nekk ci diwaanu Malicounda maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sama boutique yooyu mais aussi di nuyu ki nga xam te ne nii mooy sama cousin boobu di Cheikhouna maa ngi leen nuyu bu baax a baax Mati Ndiaye comme ni ma koy waxoon ci sama début de propos happy birthday dina ñaanal gudd fan wér yokkute ci lépp li nga xam te ne nii say projet la di leen jox rendez-vous incha allah rabi ba suba incha allah rabbi ci seen beneen plateau Mbour TV Matinal ay waay Awa Sané li yàlla sàkk lii lan la ba jàmm la ba suba. Chez le choix de Mbour, Sanoussi Sarl est ton expert groupe dans la construction de bâtiments et conception immobilier, mais aussi la gestion de vos prises de bail, vente et location, biens immobiliers et terrains, transport et assainissement en toute sécurité et clarté. Le groupe Sanoussi Sarl met en valeur les normes juridiques et administratives dans la gestion de vos biens. Sanoussi Sarl, situé au croisement de l'arrêt Saly-Niaral en allant vers Marseille Centrale à gauche. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 705 25 60. 77 705 25 60. Wow, wow.